Di samedi et dimanche. Di samedi au dimanche. Application DTV. La magie de la télé vous suit partout dans le monde. Avec son nouveau service disponible sur les supports Windows, iOS, iPhone, Android et tablette. La DTV sous vos yeux, partout, à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé.
magnifique alors waa plateau bi ñëpp ñu ngi yaakaar ni Mballo Guinée la mais yegsil su ko defee xam nga ñu waxtaane ko waaye bii Mballo moom sénégalaise la turam mooy Fatoumata Mballo juddu Grand Dakar bii màgg Pikine bu Père Sala Bigué Ndiaye donc loolu baax na nag ñu xam ko mu ngi débuté carrière am en 1996 fi nga xamante ne mooy ci Sénégal bokkoon nag ci benn groupe boo xamante ne dañ doon yëngatu di foraatu fële ci yëmbal ginnaaw gi la jóge en 2002 mu daal di nag fekk ji ki nga xamante ne mooy ndem si yàlla ndongolo ci groupe am boobu nga xamante ne ñu ngi ko dippee jàmm ginnaaw gi nag ci la daje également ak ki nga xamante ne mooy maanaam la diva buñ ko waxee ci réew mi xel day dem ci Kumba Gawlo Seck jot na liggéey ak moom ginnaaw gi nag ci la jógee dem ci Suisse nekk fa nag di liggéey di togg ba indi ab album boo xamante ne daanaka 10 titres la def mu ngi ko dippee Namel xam naa sax dinañu wax kan la namm foofu waaye wala ku mu fay nammante rek yu mel noonu nga ni Mama Wiyo. Mama Wiyo. lu muy tekki loolu. Mama Wiyo mais sama maam nee na. ndax il paraît que ba ma nekkee xale dama bëri woon ay caprice dama daan jooy rek sa maam nag dafa am benn woy bi mu ma doon woyal naan pël warul jooy pël dafa rafet. donc benn woy bu mu la doon woy bu mu ma doon woyal mais dama ko transformé voilà woy ko Mama Wiyo. d'accord alors ñu ngi wax sànq ni Mballo Guinée Sénégal man leen booy Grand Dakar nga juddoo Pikine nga yaroo. waa Kolda. waaw waa Kolda. waa Kolda waaw man samay waajur ñu ngi juddoo Kolda man maa ngi juddoo Grand Dakar màggee ginnaaw raay mais samay origine moom Kolda la. d'accord waaw. alors Mama Wiyo dëggantaan lan lañ ci mën a jàpp. Mama Wiyo benn en fait c'est un hommage bi mu rendre sama maam la rek. waaw parce que sama maam man dama takkoon sama maam. waaw du moo la yar. waaw mën naa ne moo ma yar mais dama ko takkoon trop daf ma daan woyal léegi nag voilà hommage la bu ma ko rendre rek rendre aussi jigéenu pël yëpp. waaw rawatina nag Sénégal jigéenu Sénégal yëpp. waaw balaa di taamu nag pël yi. waaw ma taamu ci pël yi nag. d'accord 96 nga door daje ku mel ni Ndongolo. Kumba Gawlo Seck diggante boobu ba fi ñu toll nii booy capitaliser en termes d'expérience parcours boobu loolu ci mën a wax. waaw man li ma ci mën a wax mooy yàlla dafa def ne ma bokk ci groupe jàmm ma bokkoon ci ñoom mu nekk c'était en 2000 laa bokkoon ci groupe jàmm ma nekk ak ñoom ba 2 ans mu nekkoon ci man expérience parce que dafa nekkoon groupe boo xamante ne voilà dañ doon jouer partout lu mel ni Ndongolo yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko aljana mu amoon expérience ci musique voilà ma jàng ci moom aussi vraiment. est-ce que mën nga ñëw ci passage yooyu nga xamante ne bokk nga ko Ndongolo loo jot a jàng ci moom ak aussi naka la seen rapprochement amee ba nga intégré groupe. waaw man nag Papis Konaté moo ma yóbbu woon ci moom proposé woon pour ma defal ko ay chœur parce que Papis moom moo defaroon groupe jàmm moo ko organisé woon léegi nag voilà ñu doon ut ay chœuriste yàlla def ma bokk ci kii ñi koy awul mais nekkoon na groupe bu amoon jàmm daal moo tax ñu doon ko jàmm voilà. alors Père Sala dégg nga Farmara li mu indi ci touche boo xamante ni boo ko dégloo di nga xam ne benn musique la lay renvoyer muy wax également Mama Mio fàttaliku maamam Ndongolo Kumba Gawlo Seck yooyu yëpp mu boole ko tey ñu koy dalal ci Toi-même tu sais. waaw xam nga ndeysaan déggoo sax li mu wax damaa ngi di wax sa mélange sa ay waajuram Kolda la ñuy juddoo moom mu juddoo Grand Dakar màgge Pikine may naa ko kon de yaa sama jarba juddoo Londres juddoo France màgge Londres yaroo Amérique xammee Géejawaay kon donc boo dee xool am na loo xam ne mi ngi ci moom te xam naa peut-être ci morceau yi ma këru dafa naa di nga ci ñëw ak moom sax morceau Ndongolo yoo xam ne jot na ci këru xam naa dina ci ñëw ci biir waxtaan bi mais man franchement moo tax abi bi mu ne Kolda parce que man guinéen laa ko laa jàpp man dama ne woon guinéen quoi parce que bi may dugg si loolu laa gis ay touche boobu lay joxe daal voilà moom laa gisoon quoi ay camerounais donc voilà mais xam nga li ñaan moom pël moom macha allah pël moom pël la de làkkat du réer làmmeñam moo tax mais ñi lay féliciter parce que tamit munoo jóge ci benn musique boo xam ni mun nañ doon mbalax la woon ndax Ndongolo mbalax pire et dur la doon def dëgg la waaw nga jóge ci dem fi nga dem fexe ba liggéey fi musique bi ma dégg nii c'est pas évident donc diggante bi am na loo fa jàng am na loo dajale donc nga def 10 titres c'est pas évident
et puis ngay jigéen ba pare gëm loolu et puis jaar ci Coumba Gawlo te xam nga Coumba Gawlo aussi ku jaar ci moom donc li nga am lu def mun naa ne kon expérience bi am na loo boole quoi xam naa ni bii dafa génn rek mais li nga denc sax xam naa ni moo ëpp kon nañu lay souhaiter rek yàlla na la yàlla leeral la sa yoon ba li nga bëgg ci aar bi yaa ko xam yàlla suñu borom dafa la ko mais jaar nga ci foo xam ni daal foo ni daal fii laa jaar nit ñi dinañu xam ni kon am nga benn bagage bu nekk yow ñu lay ñaanal rek bon vent mais bagage boobu est-ce que mën nga si ñëw sa jaar ci groupe Jàmm ak bi nga daje Coumba Gawlo Seck est-ce que ça a été évident. non groupe Jàmm surtout morceau yi mu këru exactement yi nga këru est-ce que mën nga ci ñëw voilà nga am yoon ci may quoi. bi ma leen ci may par exemple dañu tàmm di woy ñeeño bi. ñeeño bi waa. voilà kon yaay aw noonu. borom baat bi sa ñeeño. waaw boobu seedo la Soda Touré parce que boobu am na boo xam ne dama arrêté woon non live boobu Soda la woon. ah Soda la woon waaw Soda Touré la woon. après man ba ma mujj arrêté. ñoom dañu defoon live boobu live enregistrement. boobu kiiwuma ci woon. mais daan nga dem ci kii quoi. si bien sûr bien sûr ban morceau nga ci kii. bien sûr mënuñu joxe nag kii bi xam nañu wax ne bu ko met may ñu ci rek fal ko waxal li nga wax kii rek. ñeeño bala man see ñeeño bala man see ñeeño bala man see jaarab maay tëgg ndawul mbaar hey voilà. bii daal la ci maye. voilà bii laa ci mais Fatima gis naa la sànq ba léegi yaa ngi bàyyi xel li nga xam te moom la Farmara di def. noo yëgee musique bi mu lay indil. déjà musique bu dal la bu neex la defe naa ne xale dina ko mën a fecc mag également mais le fait que nga jaar ci parcours boo xamante ne mën nañu wax ne mbalax pur et dur la lu tax nga bàyyi loolu nga dem choisir beneen style comme bu ñu déglu sànq. c'est vrai man nag sama style dafa mus a nekk afrobeat afro musique moom mus a nekk sama style. ba daanaka nongo sax daan nañ ci doon wax bu ñu musaani yéeg sur scène avant ñu yéeg sur scène dañuy nekk ni ci benn néeg ñuy waxtaan mu ne ma yow da nga war a yow say style lii la genre Angélique Kidjo yooyu loolu nga war a def parce que dafa yàgg nekk ci man mais xam nga mbalax mooy suñu musique mooy suñu culture voilà comme maa ngi basé woon Sénégal pourquoi pas ma accompagner groupe yi jéem a am tuuti expérience donc c'était juste ça mais sama style vraiment mooy afro musique. mooy afro musique. Ouais. am na solo xam naa dinañ dëkk ak moom incha allah day ànd ak ñun ba li des ci émission bi fàttali rek ni tey am nañu gan goo xam te ne daañu waxtaanee lu aju ci wàllu actualité bu ñu ko waxee ci liñ dëgmal la mooy tabaski bi nga xam te ne fii ak ay bés danañ ci dem te ku ko wax xel dina dem ñi nga xam te ne ñu mel ni man la war a jógee Ndakaaru dem ci yeneen régions yi feete fa li nga xam te ne mooy tabaski bi du ñàkk également daañu dem jëli li nga xamante ne mooy ay oto dem ñu bëri may reetaan di ma tooy te ñoom ñëpp duñu fi des daanaka dañuy dem tabaski ji te buñ ko waxee xel dem nag ci dem ak dikk buñ ko waxee acteurs yi lañ fi dalal pour mën a waxtaan ak ñoom liñ ci mbébét bi mooy fexe ba maanaam tabaski ren en tout cas ñu génn te duñ dégg accident ndax loolu dina mën a nekk du am nan la ñuy def ba yegg ci loolu yëpp ñu ci dalal ki nga xamante ne mooy Modou Mboup buñ ko waxee du gan ci secteur bi ndax ku ñu xam la bokk ci nga xamante ne mooy ñooy revendiquer ñi nga xamante ne ñooy liggéeykat yi yëngatu ci wàllu transport moom war a jàkkaarloog Moustapha borom sécurité et prévention moom it war a dikk ak ñun ñi nga xamante ne dañu bëgg a jógee Dakar voyager naka la ñuy waajalee voyage boobu dina ci dëkk ànd ceeg Abisow mi nga xamante ne moo ñuy indil jamono bu nekk li nga xamante ne mooy actu buzz maa ngi dégg sànq ñu ngi wax ci pël yi ngi fecc di kontaan di bëgg di wane ni daal nedd ko bandum waaye na nga xam ne ñun ñëpp ay nedd ko bandum lañu donc loolu yëpp dinañ ci dëkk saali bii wax naa ko sànq mu ne ma sama alaaji bi sama waa alaaji saala bii ñaan yi man damaa xamul kañ la lu dul waaw non wax léegi li ta fàttali ni woon Balla kañ nga soxor waaw mais voilà non bu dee yooyu yëpp sax day metti moom sama papa la sama doom la mais waaw xam nga mën na ma sa père fils waaw wala mu ne ma tonton Saala wala papa alaaji bokk wala alaaji kese dara soxore waaye man alaaji gi de ko ci boole dama daw Safa ak Marwa boo la ñaanee yàlla du baax de alaaji père Saala bii nga moo ñu jox avis du jour incha allah ci njeextalu émission bi lay doon Fatima nag nee na lu ñu indil mooy bu ñu tabaskee ba pare maanaam bu ñu tabaskee dem ñëw rey xar bi lekk boole ci yooyu mooy ñoom Touré ak Mbaye yi ñu ngi kontaan ndax xam nañ li may wax lan la Fatima nag nee na wàllu ñu ngi koy digérer accompagner ko ba boo lekkee ba pare mun a jóg dem nuyoo ji bañ a toog def ni Moustapha loolu incha allah
nga mën a dulier affaire yi bañ a metti bañ a def nag lu ñëw rek nga dugal comme genre payis gi nga xam vraiment dañuy yaakaar ne tabaski benn jour la rek lépp dañuy ñëw rek lu ñëw rek ñu dugal lu ñëw rek ñu kii loolu nag baaxul il faut ngeen éviter ko Fatima nag di leen dimbali bu ngeen toppee incha allah dañ dikk ak yéen ci conseils yi nga xam te ne ay astuces yu leen dimbali pour que bu ngeen lekkee xar bi ba pare du leen def dara ngeen mën a dem nag xooli seeni mbokk Fatima loolu leen indil incha allah en deuxième partie ñu ngi xaar koo xamante ni daañu ko fi dalal xam ngeen ko muy doomu sénégalais boobee ñu wooyee Matar Dioum te ñu faat ko ca Suède maanaam vendredi bi ñu génn ba léegi version yu bëri na ci anam bi nga faatee këram la ci station la wala nu mënti doon dinañ fi dalal ki nga xam ne rakkam la moom it dikk ak ñun ci faat googu ak enquête bi ñu ci ubbi lan moo ko indi loolu yëpp incha allah dinañ ci dikk ak yéen en tout cas lii la ñu yéen am yéene jukki leen ko ci toi même tu sais li ñu njëkk a def rek mooy ñu indil leen actualité bi njëkk ci internet bi ak Abi Sow. Alors, Actubuzz, Abi Sow sur Seneweb, on nous dit Idrissa Sow alias Paul Bourafet avoue le meurtre de l'adjudant Tamsir Sané. Effectivement, Pape Ousmane Cissé non la demee ndax nag gendarmerie nationale daal nay rek tëj li nga xamante ne si moo di enquête bu jëmoon ci faatuk ki nga xamante ne moo di adjudant major Tamsir Sané mi nga xamante ne dañ ko boom 26 juillet bi passé ñoom nag ñi nga xamante ne si moom lañ jàpp ni ñoo def boobu la ñaawteef ca Koumpentoum nga xamante ne ci braquage moo leen taxoon jóg waaye ba mu amee intervention si leen daal di rek boom ki nga xamante ne si moo di gendarme bi ki nga xam ne nag moom lañ jàpp ni moom moo ko daal di faat mu ngi wuyoo ci turu Idrissa Sow ñu gën koo xamee ci ki nga xamante ne moo di pël bu rafet maanaam enquête bi yàggul dara ci la rek daal di nangu ni moom rek moo daal di boom ki nga xamante ne si moom mooy adjudant ki nga xamante ne moo di adjudant Sané ba tax na sax nee na benn pistolet automatique rek la daal di utiliser ngir daal di jël bakkanu commandant Sané bi loolu weesoo nag bi ko ñi nga xamante ne enquêteurs yi wéyalee di laaj ci la rek daal di joxe ay piste fi nga xamante ne si ñoom lañ mën a jàpp ñeneen ñi nga xamante ne si ñoom la àndaloon ngir rek songu boobu benn barab bi nga xamante ne si ay wutum koppar xëy na moo leen ci yëkkati woon ba gendarme bi ñëw ci def intervention yàlla def bakkanam des ci. jërëjëf Abi sëñ bu xam naa ni yaa ngi topp actualité bi donte bureau oto dem ak dikkal fi indi mais lu mel nii ban jàngat nga ci am. xanaa jàngat bu ci Sénégal yëpp am ndax rek sécurité moom dafa war a am ci réew ma dellu di ko waxaat rek parce que waxoon naa ci émission yi may def di ko jaalee gendarme yëpp ak président de la République autorité yëpp ak police parce que ñoom seen sécurité wax dëgg yàlla Sénégal yëpp ñoo war a ànd aar ko ndax ñoom yàlla moo leen dénk suñu sécurité ñun rawatina ñun ñi nga xam ne ay transporteur lañu suñu alal ne ci mbedd mi di dem di dikk su montage amul defe naa agresseur bala muy agressé kenn agressé suñuy chauffeur nangu xaalis bi dëkk bu fekkee xaalis rek la ñuy wër parce que ñun suñu xaalis mi ngi ci tali bi kon duñu man lu may rek dolli di leen masawu di ko ñaanal yàlla xare ko àjjana may wax toujours ni encore Sénégal nañuy jéem a ràññee jàmbaar yi en général jàmbaar bu dee def liggéeyam normal bu sàmba booy jógee moom la ñuy jëkk a xool kon mooy xam naa ne yàgg nañ ko xool pour faagaagal ko parce que dama dégg ñu ni ku gëm liggéeyam la woon ku man liggéeyam la woon loolu nag kon suñuy autorités yi nga xam ne ñoo supérieur ñooñu war nañ ciy xool ba fu jàmbaar nekkati ñu renforcer ko sécurité ba mu mën a def liggéeyam boo xam ne dafay servir suñu réew servir suñu askan parce que sàmba booy moom du bëgg gendarme wala police bu xarañ ci wàllu jàpp délinquant ñoom duñ ko bëgg kon bu ñu amatee ko mel noonu koo xam ni am na xarañte googu am na ngëm-ngëm googu pour réewam dañ ko war a protéger jox ko sécurité bu doy boo xam ni ñooñu duñu mën a accès ci moom Moustapha gis nañ ni waa ji mujj na wax ni mooma mel ni enquête moom ni ñuy fexe ba wax loolu moom loolu seeni technique la ñoom waaw c'est pas surprenant bi fee amee ñun ñëpp on était d'accord que ne du yàgg seen cavale du yàgg par A ou par B dinañ leen jàpp mais man damay wax ne rek comme du c'est pas la première fois mu am parce que rey nañ fi douanier rey fi eaux et forêt agent eaux et forêt là ñu rey un adjudant major nekk commandant de brigade
pour man bu ñu mënul indiwaat peine de mort ñu indi perpétuité au moins. parce que les sanctions pénales ne sont pas dissuasives. parce que des fois damay lire ci yenn articles yi nit faat bakken ñu tëj ko 20 ans c'est peu pour man faat bakken ci tayef daal maanaam xam nga keroog saa la wax na lu am solo nit kuy daawal oto mbëkk nit mu dee kooku mën nañ ko comprendre parce que si circonstance atténuante yi mooy accident la mais ki nga xamante ne dafa jug pour def ñaawteef ka jug pour ne ko lii du fi amee mu jël bakkanam kooku waratu la bokk ci société bi te comme nag ñun mënuñ ko ñoo toll ci ne dañuy rey mais nañ ko jël denc ko foo xam ne ba giiru dundam di jeex dootul génnati dootul gis jant pour man loolu bu commencé am ñi nga xamante ne ñoom seen xel nekk na si jug def ñaawteef parce que ñoom jug rey yëkkatiw leenoon xëñ na da cay dugg ñu boole ko ci ñi nga xam ne jug def ñaawteef sax nekk na si seen xel ñu commencé waat bàyyi seen xel si loolu parce que sanction pénale daal pour man ñoom ñoo faible de telle sorte que c'est pas dissuasif que nit ñi bu ñu bëggee def dañu naan ah da ngay dugg léegi benn 3 ans 4 ans ak benn avocat bu baax bu ñu la tëjee 10 ans 4 ans ngay def après nga génnaat culture yi ñuy def moo tax na sanction pénale yi forte lool boo rayee comme peine de mort amul ñu tëj la perpétuité maanaam bu fekkee 30 ans nga am mooy ci kaso bi ngay deewee bu fekkee 50 ans nga am it pare ci kaso bi ngay alors même ba ci peine yi Moustapha di wax Fatima am na sax ñu dem ba proposer sax yow ni maanaam travaux forcés yi dafa war a ñëwaat mooy ni ku def ñaawteef wala boo ko naree def mu wóor na la comme ni ñu ko daan defee jamono relais na biir Ndakaaru gis ñuy liggéey xëy na di nga jomba def pour que ni après ñëpp di nga xam ne yow la xëy na yooyu yëpp am na ñi nga xam ne seen xam-xam dafa ci màcc ñu koy proposé jàpp ngeen yu mel noonu aussi dina xaw a wàññi série de braquage yi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku. dëgg la man loolu dama ko mës a wax ne ñi nga xamante ne dañuy faral di def ñaawteef il faut que ñu leen di fësal comme yeneen dëkk yi nuñ koy faral di defee mais fii laa gis nit def ñaawteef mu mel ne dañ koy nëbbal di ko suturaal amaana na comme ni nga ko waxee buñ ko doon defee neenu keneen ku am les mêmes intentions di nga reculer dina la mën a en tout cas servir de leçon amaana na buñ ciy wax di ci waxaat amaan peut-être que ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a jël décision boobu dinañ ci mës a yegg lii nag dafa nekk loo xamante ne lu métti la xam nga ki nga xamante ne adjudant la dafa am ñu bëri tey ñu compter ci moom tabaski bee ngi nii jot ndeysaan famem du ñu passé fête bi ak moom mu nekk lu métti Sénégal gi yëpp daal di koy naqarulu xanaa aussi di féliciter waale ñi nga xamante ne ñoom ñooy force de l'ordre bi comme Moustapha ni mu ko waxee bu ñu waxee ne ñoom dañoo daw rek ñun ñëpp xamoon nañu ne ñoom am nañu matériel xarañ nañu te dinañ leen jàpp xanaa rek di wax ne ñu gën a renforcer li nga xamante ne moom mooy sécurité bi surtout moment bi nga xamante ne ñëpp a jugandoo ndax feetu tabaski bi agression bi dafay bëri li jëm ci braquage yi benn moment bëri woon na après ngay dégg benn par benn bon léegi bii nag moom moo mujjee sénégalais yëpp daal di ko naqarlu xanaa rek ñu gën a encore bañ a nelaw daal benn yoon gën a yokk li nga xamante ne mooy sécurité ba yenn ñaawte fii dootu ñu bañ koo dundati. Farmata yow artiste nga est-ce que mën nañu retrouver xeetu texte yu ni mel pour gën a sensibiliser pour plus de sécurité ak zone bi nga bàyyeekoo Kolda. bien ay sûr zone de transit la yoo xam te ne souvent. question yu mel ni dafay. bien sûr man tey damay wax ne sama réew dafa changé Sénégal dafa changé parce que damay fàttaliku ba ma nekkee jeune yu mel ni yëpp amul woon. même buy am it lu ndaw lay doon mais léegi Sénégal dafa am changement bi fi nekk maanaam rey yi dafa yomb léegi da ngay gis ñaari nit di dox wala nga dégg nit jam na nit pour rien. donc pour man peine de mort dafa war a am. peine de mort dafa war a am parce que tey ku ñu rey yow yaa ñàkk say mbokk a ñàkk donc am na rey yu bari yu may dégg parce que ñun ñi nga xam ne ñoo nekk bitim réew dañuy toog ci dugg ci internet bi di gis ay affaires yu grave ba tax na. boo ñëwee sax da ngay ragal boo duggee sa oto di sécuriser maanaam amatul Sénégal amatul sécurité te loolu honnêtement dafa nekk loo xamante ne dafa doy waar donc pour man peine de mort dafa war a am képp koo xamante ne dafa rey ñu rey la loolu rek moo ci mën a am parce que buñ la tëjee comme sunu collègue voilà Moustapha ni mu ko waxee 20 ans du dara des fois sax da ngay gis ñu nga am avocat bu baax ñuy négocier ba nga génn. loolu pour man dafay yomb. donc il faut alors Père yaakaaroon ne aussi tamit ci réew mi mel ni Sénégal saa yu mel nii amee que police ak gendarmerie liggéey bi ñu ci def pour teg loxo ñi def ñaawteef bi dossiers yi ñuy coow ci réew mi yëpp bu meloon nii nga yaakaar ni lu bëri du wàññeeku parce que am na ci ay dossiers yoo xam ne quand même ci wàllu enquête bi gis nañ mu dem benn moment boo xam duñu xam ba xam ñoom bi ñu defee seen liggéey ba pare dafa am beneen. taxawaay wala beneen dimension bu mu yegg boo xam te ne ñoom pare nañ ci mbir yi leerul voilà gaawaay bi daal biñ ci gis nii ci taxawaay
bu ñu ko defoon ci dossier jàppoo ni lu bëri dina war a mën a leer. c'est vrai parce que gars yi ni ñuy gaawee jàpp def ko te ñaawtee fii ñoom facilement ñu jàpp leen dafa dañ naan sunu police ak sunu gendarmerie moom vraiment moom gàcce ngaalama mais nag yaa ngi ci dossier loolu question de justice la lentement bi ci justice la nekk. xam nga comme police ak gendarmerie ak justice du lu bokk. justice tey boo dee xool tey la fa nekk ci ay dossier doo xam nu mu toll mais yu mel ni nag. récréation la ñu bokk moo. waaw dañoo bokkuñu classe bokkuñu sax kii école est-ce que école bi sax ñoo ko bokk. est-ce que bokkuñu benn secteur bu ñu nekk rek. mais kii nekk nord ki nekk sud. waaw loolu la quoi mais boo dee xool yu mel ni moom dañ ci war a gaaw ñi dañu war a gaaw seen dossier comme li Moustapha wax peine de mort amul mais ñi leen teg. ñu def leen condamnation bu sévère boole ko travaux forcés et puis man li ma gën a naqari pourquoi ñu leen di masqué pourquoi duñu leen démasqué pourquoi parce que yàlla gënuñu koo baax yàlla moo ne ku def lu ñaaw siiwal leen ko ba mu siiw fësal leen ko ba mu fës ñu xam ne kii dafa def lu ñaaw faat bakkan lan moo ko gën a ñaaw faat bakkan boo sàkkul nga ñëw faat ko ci tayeef te jóg pour doon sàkku ji alalu jàmbur boo xam ne moomuloo ko ba nga jël bakkanu jàmbur faat koo xam ne tey moom moo assuré moom la ñuy wax ni moo yore sécurité secteur boobu imagine toi benn nit bi tey li mu gàtt woon ci responsabilité ñëwaguma ci famille am de mais li mu yàggoon responsabilité secteur ba mu nekk ak wàllu gendarmerie gi mu nekk ak ñamu nekk loon ak xarañte gi monsieur Mboub wax sànq ku xarañ la woon ci liggéeyam la ku bëggoon liggéeyam la fonkoon liggéeyam la tey benn waaye jóge fële rek nga baal ma kooku du pël bu ñaaw la nga ñëw rek faat doomu jàmbur noonu comme ça papa yi jàmbur nijaayu jàmbur borom këru jàmbur bon mu yomb noonu mais c'est très facile mais jàpp nañ leen di démasqué ñu xam ni kii dafa def lu bon ñii la ñu weer leen bu njëkk ba ñun bi ñu nekkee xale dañ daan gis ay ñoo xam dañ daan balee mbedd yi ñu naan ñi ñooy galères yi sax lañu daan wax maanaam ñooy balee trottoir yi ñu xam ni ñii dañuy def ay ñaawteef ñu teg leen peine de mort boo xam ne travaux forcés liggéey bu sañ tawañ ñi nga xam ne ñoo gënoon a sévère dañ leen daan yóbbu fële fa ñu daan tajo xorom si ñu yóbbu leen fa mais pourquoi léegi ñu bëgg banaliser bakkan te Fatmata wax na sànq lu am solo bu njëkk ba pour nga dégg ni rey nañu nit Sénégal donc boo ko musaan dégg balaa nga ko dégg te yàlla xam mais suñu Sénégal ñu ne lu nekk dafa naaw dugg ci biir toujours dama koy wax les frontières xam naa ne monsieur Mboub ñoom ñi nga xam ne ñi ngi dem di ñëw dina ma gën a xam li may wax ku jot dugg fu waay putux lu dugg nee nañu nag gan lu mu xam ci dëkk waa dëkk baa ko wax ñoom bu ñu duggee bu ñu ñëwee waa dëkk bi la ñuy accompagner bande yi mel ni ñoom ñu collaborer def benn gan ñuy dugg ci dëkk bi xam miinal leen ba léegi ñu am xolu rey mais sénégalais dañ daan wax mun na la triandé mais pour mu rey nit moom sénégalais xamu ko amul loolu donc nag léegi pour rey nit buñ la mënta rey it boobu comme ñun yàlla ñun ñoo gën a laa réeram yërmande yàlla mais dañ la teg peine bu métti ko ñu démasqué la am ñu jeexale yow man de li ma interpellé si wax ji rek mooy li waa ji def nee na pistolet automatique la yor arme yi fu ñu koy jëlee man loolu moo ma interpellé nan la ñuy di def bay yor yenn arme yi des fois braquage yi arme yi ñuy yor amaana sax ñi takk der yi amuñu arme yooyu il faut pas souvent ñu revenir ci port d'arme yàgg na def ay jéeya pistolet yàgg na génn di sox di boom scandale nag Sénégal scandale day am coow am nit dee ñu yuux ko ñaari fan ñetti fan loolu noonu rayoon taximan bi moom moo rey commandant bi te yaa ngi fàtte bi mu reyee taximan bi ci station ba 2017 buñ ko réglé woon te du kooku rek la rey bu ñu réglé woon problème port d'arme ak ku war a yor arme ak ku ko warul yor amaana tey du yegg si fii problème de contrôle lañu am sunu gendarmerie xarañ na ci jéeya am ñu jug def enquête jàpp mais seen contrôle nañ ko wax am na lu ci des ndax man pistolet waaw man pistolet automatique bi si boppam man moo ma def cas quoi pistolet automatique fan la ko benn bandi di yor bay ciy rey homme de tenue même bu dul pistolet tabaski baa ngi ñëw jalu paaka ngay gis ci mbedd yi jalu jaasi ku nekk yor paaka ku nekk yor jaasi di taxaw aw yor paaka aywa jaasi passement da ngay romb nit wax ko lu ko naqari maara day taali wala keneen sax ma natt ko keneen mu def la lu mu la war a def nga jommi xam nga des fois dañuy il faut ñu abi gisee ni mu téye parti bi nee na ko jàpp na ma natt ko keneen touche du bois mais xoolal man problème arme yi dafa doon muy arme blanche muy beneen arme dafa war a doon lu ñuy xoolaat bu baax a baax ndax lu jig njaag rek loolu mooy njaag ndax amaan na tey bu doon dafa yam ci cambriolé wala di braqué
te yorul arme yi amaana tey gendarme bi tey du ñàkk bakkanam mais laisser-aller bi dafa bëri. contrôle bi war muy xëy na dinañ ci ñëw muy accident yi ñàkk contrôle moo tax mu bëri. ray gu bëri gi ñàkk contrôle moo tax ñu bëri gis nga nag fagaru moo gën faju defi enquête def li war avant enquête moo ko gën am na solo. te xam nga baal ma li ma ciy yokk. te dama koy wax fii man mënuma comprendre un jeune bu am 18 ans 20 ans nga yóbbu ko armée jàngal ko close combat. jàngal ko self défense jàngal ko nu ñuy téye paaka. jàngal ko nu ñuy téye pistolet libéré ko. bombe à retard la. yàlla alors ñu jàll ci Moustapha ak ganam di Modou Mboup ñu waxtaanee kaw tali bi ak li nekk ci biir tali bi. alors Moustapha tabaski bi ñuy waajal liñ ci bëgg mooy ndorteel beeg ba ci mujjante bi ñu bañ a am benn accident. waaw moom lañ bëgg waxtaan ak sëñ Modou tabaski zéro accident maanaam tabaski boo xamante ne dem beeg dikk bi dina am fépp ci biir Sénégal ba nu ñu bisi tey benn bakken du rot sas boobu lu ngeen mën a mate la wala lu ngeen tëri la. waaw moom li nga xam ne code de la route wax na ko daal te ñu jàng ko mooy accident mën na am mais accident yi am ci suñu réew. ci fi may amee warul am ci code de la route parce que accident mortel moom ku respecté code de la route du ñëw ci yow bu dul piéton. léegi yéen lan moo ci seen wàll ci accident yi. waaw xam nga événement moom bu jubsee ñun li ñu war mooy ay chauffeur lañu ay transporteur lañu liñ ci xam dañu leen sensibiliser wax leen ko. ñoo ngi ciy wax toujours bu ko defee accident bañ a am parce que accident dafa dul mooy transporteur bi ci jamono bu nekk ak chauffeur bi kon mu nekk jàngoro boo xam ni bu ñëwee ci ñoom dañ ciy feebar mais il faut ñu wàll ko ñeneen mooy ki nga xam ni yeb nañ ko muy jox la sa xaalis nga di ko yóbbu nga fexe ba mu des ci say loxo faatu wala mu blessé wala sax paan sax boo ko defee tàggal nga client bi waxuma la nag nga def accident. comme li nga wax léegi nga ne bu tabaski jotee di ngeen sensibiliser. seen chauffeur mais boobu ba léegi yéen a ngi sensibiliser mais gis nañ ne saa yu événement amee rek accident yi transporteurs yi day bari lool ñii ñàkk seen bakkan yi day bari lool est-ce que sensibilisation boobu kon lajjul ci benn. waaw dadul matale parce que xam nga noo ngi di def émission di ci wax am na chauffeur yoo xam ne ak transporteurs yoo xam ne boo demee ñi ngi may suivre lan laay wax mais am na ñoo xam ne. ñi ngi sekkoo tali bi wala ñi ngi sa garage yi xooluñu télé dégluwuñu kenn loolu sensibilisation bu du àgg foofu suñuy kàddu dadul àgg foofu. waaw xam nga sensibilisation fàttali la. fàttali est-ce que li ngeen leen di fàttali nekk lu ñu xam nga man am naa tey sañ-sañu fàttali lu ñu mën a dégg parce que nag conduire naa at yu bari dajeeg événement muy tabaski di màggal di gàmmo di bu mën di doon. te sul borom bu ma dimbalee nag ba ma mucc na ma daan def ba mucc war naa ko mën a baaxee ñi nga xam ni tey ñoo toll foofu mooy safari léegi. est-ce que fàttali rek doy na. maanaam mën nga fàttali nit sensibiliser ko ba sonn. fekk oto bu mu yor def na 30 ans. wala 40 ans oto yu màgget yu nga xamante bon oto bi muy yor déjà bu maar day taali rek nga xam ne day jur est-ce que tamit jarul ñu xool yan woto. ñoo war a def transport interurbain ba pare après ñu doog a wax waxu sensibilisation. waaw kay xam nga sénégalais yi ba léegi bu ñu waxee ñu ni oto bu màggat oto bu def 30 ans gis nga chauffeur bi xam dara muy dawal oto bu màggat bu ko mag. déjà loolu rek prudence la ci moytu ci accident ndax da ngay xam ne yow li nga yor baaxul. xam li nga. waaw may ma da nga may laaj sama xam waaw yor oto boo xam ne wóor na la ni su laalee dara moo ñu xool lépp dem da ngay dee. kooku foog nga bàyyi ci xel sa conscience nan la lay may benn mi ngi mel ni dañ la ni booy départ sa oto mu wóor la ni frein yi neexul ah waaw moom laa xam ne Serigne Modou sa conscience naka la mën a Serigne Modou non déglu rek li may laaj dafa am solo doguma la mais dama bëgg nga wax ma naka yow naka ngay nekkee njaboot sa conscience may la nga jël oto boo xamante ne baaxul wala ay frein am baaxul nga nangu cee yeb yeneen i njaboot oto bu baaxul sax am mais ci ni ngeen koy tuddee moo tax ma tontu leen ci loolu parce que oto mën na am 30 ans mooy naka am na waaw ci laa jëm si parce que wax day leer oto mën na am 30 ans gën bi am 10 ans oto entretien la laaj oto comme nit xam nga léeg-léeg nga gis nit
ñu ni la am na 80 ans nga ne ah kii de à 60 ans la ma jox léeg-léeg nga gis koo xam ni 50 ans lay am mais boo ko xoolee da nga naan am na 90 ans. amul. loolu la mel. waaw mais Serigne Modou. waaw mais nag. pardon tuuti. xaaral bu yeggali rek saa la. pardon tuuti waaw mu cof rek ci li muy wax. oto boo gisee code de la route ni nañuy réformer comme pays Europe bi mais ñun amuñu doole. bu dawee 10 ans ñu ni nañ ko génne ci circulation bi ñun àgguñu foofu mais nag ñu ngi cee jëmi parce que ministre bi fi nekk proposé noonu te lu war a am la xam nga oto 30 ans muy daw jaadootul moo tax ñu indi réforme waaye dañ ko commencé ci auto transport en commun yi heure bii démb ñoo ngi parqué ay car rapide yu bàggat heure bi démb ba 18 heures yoo xam ne dañ leen yóbbu kaas pour war a génne ay tata jox leen kon xam nga ñu ngi si yoon bi mais dañuy dem nag ba boole ci particulier yi mais oto yi nga xam ne ñooy jël nit ñi nag suñu màggatee di jël ay bakkan yu bari bu ñuy réformer foofu lañ koy commencé parce que auto transport en commun day jël 60 personnes bis comme ça mu accidenté ñu bari dee bokkul ak particulier bi nga xam ne borom moo ko yor bu yoroon yëpp waa këram sax du passé ñeenti nit kon ba tey état bi mi ngi jaar ci côté boobu ci yoon pour def réforme ci côté boobu mais suñ jógee ci transport en commun bi parce que ñu ngi ci camions yi aussi buñ jógee ci transport en commun bi dugg nañ ci camions yi léegi ci particulier yi lañ jëm ci réforme boobu ñu ne particulier kat bu amatee 30 ans oto boobu dootu def circulation bi loolu moo jaadu kii xaj na suñu artiste bi dem na Europe gis na fa loolu oto bu amee 10 ans rek dañ koy réformer ñoo nag bu ñu ko réformer ñun ñu indi ko fii def ko mu nekk suñu transport en commun région ak région ba international international mooy bis yi dem Mali te fekk bis boobu mi nga doon daw France mais dawatu fa d'accord persal xam nga ba tey xam naa ni li mu expliqué ni ci oto bu màgget réponse bi man doy ba parce que comparaison ci nit mën na am 60 ans kii mais nit kii nit la mais oto bi nga xam ni dafay yeb ay nit muy def transport en commun je crois bu màggetee yow sa bopp sax balaa nga ciy dugg bu dee oto buñ la jox muy oto jàmbur ñu jox la ko wax dëgg yàlla oto boo xam ni leer ni boo ko bëggee fi bopp si caaro yow sa bopp ak difficulté nga koy yore yaakaar naa ne bëgg liggéey àggul foofu bañ sa bakkan àggul foofu lor doomi jàmbur yi nga yeb àggul foofu loolu esprit nit moo war a xalaate noonu parce que boo yoree métier moom yor sa métier ar sa xaalis sa poos bu mbul bañee rek alaa mbaay nangu bi ci des est-ce que du ñuy jox oto yi ñuy jox oto yi nit ki ñuy jox oto bi kooku ban nit la war a doon est-ce que foofu parce que léeg-léeg ñu jox nit oto bu bees tax mu dawale ko dawit moo xam ni ki da ngay xam ni kii yaa ngi ñëw de waaw ñàkk yar rek waaw non moom kay dañ ñooy bokk fu ñuy daje damay d'accord ci li ngay wax bu baax a baax parce que ñun ñëpp ci tali bi lañ nekk est-ce que ñu jox oto bu bees tax ñàkk yar tax mu koy dawale noo xam ni oto bi balaa moo def 2 ans tas nga gis koo xam ni tamit day bëgg a nekk ci kaw tali bi bëgg a dawale lu ko neex mel ni moom tali bi kooku tamit ñaata policier lay romb ñaata gendarme lay romb xam nga jox naa la ñetti responsabilité yoo xam ne ci nit ki la mooy nit ki ñu jox oto bi ban nit la war a doon ki nga xam ne dañ ko jox ñu ko jox xamul valeur li mu yor lan la ak ki nga xam ne moo ko war a saytu gis ko muy ñëw mu xam ne kii ni muy dawalee tegu ko ci yoon wala oto bi teguwul ci yoon ñaata gendarme ñaata policier lay romb kon donc dafay dellusiwaat ci ñun société bi mais dama yaakaar ne nag loo bañ bakkanu jàmbur xanaa war ngaa bëgg sa bakkan chauffeur bi d'abord moom ban comportement la war a yor d'abord xam nga li nga wax dëgg la bu wér mën nañ ci développer it lu bëree bëri parce que lu ñuy dund la toujours man damay wax ni suñu circulation ci boppam amul dara lu ci jaar yoon mais li ci di ay jéeye yëpp su fekkante ni jaar na yoon jéeye yooyu lu mën a ñàkk la parce que boo xoolee accident yi gën a garaaw tey mooy tëli yi nga xam ni fa mu gën a baaxee gën faa yaatoo fa la accident yi di gën a méttee te ñaare sax bu dee bu tombeek mooy oto yu bees bakkan yi tëdd ci lay gën a baree parce que ku nekk xam na ni oto bu bees puissance am bokkul ak oto bu màggat ni muy dal te la muy daw oto bu màggat mënu ko daw moo tax gis nga fi mu nekk nii nañ leen waxante dëgg masla moo bari suñu réew mais loolu nga wax foofu xaw na waroo ak science parce que li nga njëkk a wax sànq ci oto bu màgget ne moo gën a wóor oto bu bees science du ci d'accord
parce que oto yu bees yi dañ leen defar noo xamante ne bu ñu accidenté am na luy aar yow mi nekk ci biir. yi ngi ci nit ki ma ñëw am na luy aar ki nekk ci biti donc loolu noonu science du ci d'accord ak yow maanaam oto bu bees kaaraange gi nekk ci moom yi nekk ci oto 2019 bi nekkul ci oto yi nga xam ne moom lañ defar en 79 ci liñ leen defaree ci lépp kon loolu noonu côté boobu noonu mun na ci d'accord ak yow bi topp mooy sànq da nga wax loo xamante ne daf ma xaw a tikeloo mooy boo nee ki yor oto bu màgget moo gën a wóor sax ki yor oto bu bees. non non waxuma la loolu de. ah kay da nga ne. dama la ni. waaw yor oto bu màggat ci ku xam oto. xam lan mooy conduire. waaw bu yoree oto bu màggat. day bàyyi xel ci oto bu màggat bi. ba nga xam ne lu bari du ko def maanaam du daw vitesse bu ëpp ndax day xam ni li muy daw oto am attanu ko. day bàyyi xel ci loolu ci oto bu màggat bi. loolu mooy ñaari conducteurs yi. kii dafay wax ni oto bu bees la yor. dafa am li ma la wax. lu am xam nga oto xam nga am na foo xam ne mënuñu ko werante parce que man dama nekk sa bopp. dafa am loo xam ne yor naa oto bu màggat yor naa oto bu bees. Modou Mboup dafa am confiance bi ngay jox oto bu bees mën loo ko jox confiance oto bu màggat bi. waaw mais Modou Mboup parce que man dawal naa rapide ndondi waxuma la super de rapide laa la wax. affaire prudence daal ngay wax. waaw affaire prudence waaw. ci nit ki man maa ngi ci nit ki xam nga yow da nga jaxase. non yemul ci nit ki bu leen waxandoo benn rek benn bu ngeen waxandoo ci nit la wax. c'est-à-dire ci nit laa koy tontu. Modou yow transport bu ñu ñëwee nag yow li ngay wax ci oto la. xam nga dañu xayma accident yi. waaw mais boo xoolee 90% ñu ni nit ki la. loolu ah comportement la. foo dem loolu la ñuy wax. dégg nga comportement la nga xool oto bi lim ci indi matul 5% oto bi ñu doog a ñëw ci tali bi ñëw ci ay 3%. oto bi mooy nit ki nit. waaw mais dégg nga léegi nit ki nag mooy yor oto bi. mais dañ accident bu amee bu ñu defee constat bi dañuy xam ni bii accident oto bi moo koy indi. maanaam oto bi amul état moo tax accident bi am oto fan lañ manqué état man nañ freiné ñu ni accident bi ñàkk frein moo ko indi ñu ni pneu bu toj moo ko indi ñu ni barre de couplement bu wekkiku moo ko indi wala ainsi loolu la oto yi indi mais oto boo xam ni dafay daw ci tali bu yaatu saaraan dajeeg beneen oto ñu soge kooku jël ji ni nit ki la léegi nag moo ëpp ci accident yi nga xam ni mi ngi am xam nga boo jëlee fu mel ni tey APS bi Ila Touba ñaata accident moo fa am bis biñ ko ubbee. li nga wax ni défaillance mécanique ay 30 quelques accidents ci lu matul. 3 heures de temps. li nga wax ni nangu nañ ko défaillance mécanique. day am ci oto yëpp. c'est ça mais dañu ne. tey jii nga taxaw boo maraîcher bi lëppee nag. non tey jii nga taxaw boo maraîcher. yéen a moom oto yi yéen a yor transport bi. nga gis oto boo xamante ne leer na ne organes yëpp arrivé nañu usure. pièce de rechange amu leen ko parce que oto yooyu defaratuñ ko. ngeen nangu oto boobu noonu yëpp nit ñi ba noppi ngeen yëpp ci bagage ci kaw. ba oto bi amatul équilibre. ba noppi jox ko chauffeur boo xamante ne formation am ñi ngi ciy dute parce que pour sénégalais yi ku am formation warta mën a am yenn comportement yi ci tali comme li Sala doon wax sànq te loolu yëpp yéen a ngi ci parce que yéen a téye transport seen loxo moo tax ñu bëgg ngeen wax sénégalais yi lan mooy pexe yi ñu mën a xaar si yéen pour que ñin ñi mën a tukki ci jàmm te kenn du nekk ci fitna loolu la ñu bëgg a xam li ngay wax nii démb bi may retiré sama permis ci permis yi bees yi boo marisé dama dem fekk fa 500 et quelques oto yu bees defe naa def nañ fa lu mat wane nañ ko ci télé bi léegi def fa 2 mois ñu ni ay 150 la ñuy yóbbu Touba li ci des Dakar ma ni lii de autorités yi ñu ngi may dégg nag directeur du transport terrestre civil ñoom ñëpp ñu ngi may dégg ma ni ñii ay faux lañu pourquoi ma ni ay faux lañu ci télé laa nekk ma ni ku xool 7 places yii di dem région par région mag chauffeur yi koy dawal comme ni nga ko waxee pièce de rechange amatul. parce que ay 500 cartes lañu ay 400 cartes ay 305. léegi Sénégal war na rus sax. ñu ñëw ci gaar bu toll ni boo maraîcher nga xam ne benn la ci Afrique. ñu ñëw di fa fekk oto yooyu war nañ ko rus ñuy dem di naan dañuy seere ji ay kalandoo yoo xam ni ñoom la ñuy jéem a remplacer ba teg projet boobu ñëw gaare ko xamaguñ sax nu ñu koy séddalee bàyyi set placé fee. ñuy yóbbu nit ci régions yi ma ni kon directeur yooyu ay faux lañu ku doon taxawal projet bi foo nga xamoo ci transport dara te warul nekk ca bëggoo sa réew gëmoo sa réew loolu mooy yoon démb maa ngi ko doon kaas démb boo marché boo xool bu doon fekk da nga ubbi antenne bi tey garas bi dañ ma wax ba ko ñëpp ni ma wax nga dëgg parce que suma métier la transport bi dafa war a teg oto bu baax parce que transporteur bi pour bu gagné dara day am oto bu baax. waaye tamit teg ñi nga xam te ne dañ koy maîtriser xam ko am formation bi war mën a nag épouser politique yi nga xam ne nguur dañ ko teg Fatima. ñun ñoo ngi laaj centre de formation. depuis longtemps parce que loolu état moo ciy def la ko. d'accord Fatima. mais mënuñu ko am
waaw yéen ngeen nekk ci mbirum transport di ci yëngatu mu yàgg loolu léegi boo leen gisee yenn autorités yi di jël yenn décision yoo xamante ne xam ngeen ne à la fin loraange rek la mën a indil askan bi est-ce que yéen a ngi war a jaar fi ngeen war a jaar pour mën a toog ak ñoom daal di waxtaan ak ñoom parce que loo gis tamit dafa am yoon boo gisee ci kaw tali bi nit ñi bu ñuy bugg a dem voyage yi ñaari oto yi la ñu gën a ragal muy Ndiaga Ndiaye ak li nga xamante ne moom mooy cette place ñoom la ñu gën a ragal te man je me dis que lu tax ñu ragal leen du dara lu dul problème de comportement parce que di nga gis clando nu mu tudd Ndiaga Ndiaye yoo xamante ne wala cette place yoo xamante ne dinañ yeb lu ñu war a yeb normal du ñu def surcharge dara mais da ngay gis ni ñuy dawalee ci kaw tali bi moom mooy waral yenn accident yi dañuy bëgg a gaaw a yegg bëgg a gaaw a doubler ba indi yenn jéye yi boo xoolee sax du ñàkk ci accident yi ñu jot a nemmeeku ñoom ñoo ci gën a bëri donc yéen en tant que syndicat wala association wala lu mu mënti doon est-ce que yan jéego ngeen mës a def ci loolu ndax defe naa ne mësuñu leen dégg ngeen def ay marche parce que dañuy wax ne kër gi bu amee problème kenn du ko régler ci biir mbedd bi ci biir kër gi lañ ko war a régler yéen nekk ci kaw tali bi am problème rey yi bëri accident yi bëri ndax yéen mës ngeen jug taxaw def ci ay jéego nga ne il est temps kat ñu wax ak ñun suñu bopp ndax ñun ñooy responsable yi. chaque jour ñoo ngi ci ay réunion ak autorités yi ak ministres yi may ma tuuti rek parce que ay forum xam nga sécurité routière la ñu wax yow li ngay wax dafa dugg ci sécurité routière defe naa ministre bi ñëw na fi daal di woote ci sécurité routière journée boo xam ne ni mu réussir musuma gis bu réussir mais foofu dama la fa bëgg a laaj dara nga continuer waaw nee nga bi nga dalee dawal yàgg na te yàgg nga ci secteur bi te xam naa ne ndaje bi ngay wax nii réussir na yàgg nga koo fekkee la ñu waxoon 6 ans est-ce que am na lu soppeeku ci ren waaw xam nga sécurité routière 2002 lañ ko teg fii man ma bokk ci sa benn morom Awassar wala seer moo ko yore mais dañu dem ba réew yu bari ci àddina bi di ñëw Sénégal ñuy teg sécurité ñuy jóg di dem ma loolu dama ne léegi 6 ans sax bëri na dama ne waaw daaw waaw non dama expliqué rek ma ñëw daaw la ngeen concluroon ci journée boobu ak ren boo jël ci conclusion yi est-ce que am na uute ca la ngeen waxtaane pour fexe accident bu am comportement loolu laa la bëgg a leeral moo koy indi bàyyi leen lii xam nga loolu laa la bëgg a leeral est-ce que loolu am na lu ci soppeeku xam nga parfois yéen ay xaw may journaliste ngeen xaw may animateur loolu ñu mën ci tegit ñun luñ doon waaw léeg-léeg parce que lii ngeen di def nii dafa am solo ci réew dafa mën a faj lu bari lii ni def nii dee bàyyi lu am solo la mais parfois nag mu yàqu ci biir nit ki ci am xam-xam du développé pour nit ñi mën a comprendre parce que am na ñoo xam ni dañuy junj doy na boromum xel mais ki amul xel nag. moo tax li ngay laaj ma bëgg la ko leeral. sécurité routière dañ ko teg kenn yore ko xalaat ci nouvelle promotion routière jóg. Matar Faye ñu xalaat ci ba réussir ko Sénégalais loo fi teg ba mu baax lan ca yéene yeneen Sénégalais ñooy jóg. pour récupérer loolu pour seen intérêt bopp. xam nga lan mooy réussite loolu moo yàq man réussite ci man. waaw réussite bi amul. dégg nga rek réussite ci man xam nga danaa la leeral loolu. réussite bi amul. même plan national. plan bi. échec la. 10 ans yi yëpp ministre bi noonu la ko bindee maanaam. noonu la ko waxee échec. dinaa ñëw si ministre bi ba nga xam ne li nga ñun en tant que askan bi mooy ko jëkk a wax. mooy bu ñu tegee prévention nouvelle prévention routière. ñu teg stratégie. acteurs yëpp accordé wu ci li ngeen daje ne lii la ñuy respecté. loolu jeexital bi xam mooy lan. mooy ne fu amoon fukki accident. dana war a wàññeeku doon soit 5 wala mu jeex. mais bu fekkee da ngeen di daje bu fekkee da ngeen di daje. mais seetlul seen daje daaw beeg ren xam nga lan la jur. accident yi dafa multiplier wu. mais dañ naan kon soit da ngeen fa daje woon di raayante seen biir wala réellement fexe ba accident yi wàññeeku soxalu leen wala ay intérêt crypto personne moo ci am. wala dafa am ci benn xeetu flou bu ngeen nekk boo xam ne foofu laay dugg ak yow. xam nga biñ dajee. King Fahd Place bañ ñëwee 2 minutes man yëkkatiwuma sama loxo am na ku ñëw ba ci man waaw pourquoi ñuy bindu parce que tàmmul ñu ubbi ay orateur ca binduwuma ma bañ bindu mu ne pourquoi yow binduwoo ñëw déy ba fi ma toogoon binduwoo ma ni ko non man du ma wax ci ay 2 minutes bu toll ni sécurité routière en tant que ministre bu bees ñëw woote di xalaat damay déglu mais bi ma déglu orateur yi bi ñu posé dama dem ba ci ministre bi fi mu toog
ma ne ko yow da nga wootee mu ne monsieur le ministre da nga woote mu ne ma ne ko mais gars yi waxuñu la xew gars yi lañ lay nett li xewoon daaw jéeg yow da nga fekk jàngoro nga bëgg ko faj mais nañ wax lan mooy fii jëlee accident yi mais ku nekk ñëw di wane auto école bi ñëw teg wane image bi keneen ñëw wax lii keneen ñëw wax lii ban njëriñ la am ban njëriñ yow da nga ñëw pour ñu wax ak yow ñu saafara ba accident yi dootul lor nit ñi mais chaque fois ñu def lii ay séminaire ay dajo comme ni nga ko waxee du saafara ay forum ñii dugg fii dem jël avion dem fu nekk ñu dem fa man Burkina laa demoon de ci sécurité routière ma lee may leen voilà Burkina bi boo gis xalaatam ci Sénégal la ko jëlee mais su demee da koy teg léegi réussir ko balaa déwén ñun ñu nekk ca xalaat ko daje def ay séminaire gars yi lekk per job bi ñu daje naan ay café lekk ban njëriñ la am li tax ñu daje dafa war a ne dëgg neexul li ngay wax ni foofu lañ bëgg nga koy laal parce que fi nga ko téye noonu am na solo Sala balaa maa ñëw moo tax may la man samay wax ñu bari dañ koy déglu te su may nekk ci télé wala rajo di wax damay wax loo xam ne kenn du ci mën a benn virgule moo tax du ma bëgg wax lii bàyyi lii d'accord Farma day leer yu mel nii moom Suisse du ngeen koy waxtaane ñoom ñu ngi ci leneen waaw bu dee bitim réew la dama gis entretenir maanaam ay entretien oto chaque année da nga yóbbu sa oto ñu xool ko am na ñu koy def chaque 6 mois mais Sénégal moom mooy dëkk boo xamante ne je pense que loolu faraataluñ ko mais dafa am solo parce que oto je pense que machine la dañ ko war a suivre di ko xool mais pour man problème bi yëpp mooy bañ a respecter code de la route ak priorité parce que loolu laa gis ci dawalu Sénégal respecté wuñu code de la route respecté wuñu priorité donc loolu moo waral accident yu bari sama xalaat bu gàtt. ñëwaat na de Sala balaa moom moo tey. xam nga li pour ñàkk respecté priorité bi sax léegi moom loxo da cee bokk ni day génn nga war a kenn nga coupé ko pare ko nii. léegi moom loxo léegi dafa dawal ba lépp ngi ci léegi. waaw nit ñi respecté lu mu xamul c'est-à-dire am na loo xamante ni. voilà non xaaral ma àggali. Moustapha sa gan la waaye dafa may ci may nag ñu da ñuy tuxal. ñu tux ci sax dañuy may demee ko nag. dama doon dolli dama comprendre dama doon dolli. dama doon dolli c'est-à-dire fi nga doon waxee ñàkk respect priorité du boobu noonu. du ñàkk respecté code de la route xam nga balaa ngay respecté dara tey jii bu ñu la joxoon Bible xëj na nga bañ koo comprendre parce que alxuraan nga jàng bu ñu la joxee alxuraan nga xam ko mais ki nga xamante ne code de la route xamu ci dara parce que mus koo jàng fenn fu dul ci talib ba mu commencé dawal kooku mun koo respecté parce que code de la route yemul ci ay panneau kese ay jikko la ay comportement la ay jëfin la ay règlement ki texte yoo xamante ne ki nga xam ne moom moo dem ba war a yab lu toll si 50 personnes wala 40 personnes daf ko war a dajal foo ko làmb mu taxaw mais moom Modou mii tey boo ko laajoon dina d'accord que ne ñii ngànk transport tey bëri nañ ñoo xam ne dañoo tumuraanke code de la route kon li ci wax moom loolu lay dëgg nga dama mos a dégg benn histoire ñu ne président Sékou Touré bu Guinée Guinée dafa bëri woon accident yi di bëri jekki-jekki naa dégg naa seen ministre du transport président bi ni ko léegi nañu teg benn prix bu ñu dawalee 1 an 0 accident kii jël kii bi ñu jox la prix bi ñu dawal 1 an accident amul dinaa yat lay génne ñu ko defee accident ñu rey la xam nga des fois population bi nga yor il faut yow nga mel noonu parce que maanaam laisser aller bi ak bayal bi moo bari dama koy def dama yore sama oto léeg-léeg ma jalgati noonu may jalgatee balaa maa daw 500 mètres keneen day jalgati boobu sama kanam waaw yow romb nga fi sax waa ji mu téye la gisoo feu bi nga ne ko non du man kooku garmi la garmi moo brûlé feu bi policier bi ni ko xanaa gisoo feu bi mu ne ko gis naa ko yow laa gisul woon yow policier bi loolu xam nga mais man xam nga fan laay tiit Pape Ousmane kii def transport en commun man transporteur bi nga xam ne dafay jël ay nit di leen yóbbu ñuy tabaski bi gis nga lii ñuy wax nii c'est très sérieux te gis nga yàlla bu mu am mais yàlla bu mu am mais mën nañoo toogaat seex fii di ko waxaat daaw ñaata accident moo am ci jóge Dakar wala ñibbi seeni dëkk fii rek tout près benn oto bëgg a def 4 voyages ci journée bi chauffeur bëgg cee lekk apprenti bëgg ci lekk nga bëgg am versement transit li ñu def sas ba pare waaw solo nga dugg non man kay sama ne nguub yow kay xam naa ni moom ay duggam yëpp xam nga xam nga bëgg ñuy laal góob bi ba pare voilà parce que il faut ñuy laal góob bi yéen a koy laal seen bopp ba pare aussi ba pare yow mi yor oto bi nekkul nit ku lucide parce que foofu laay waxee sànq ba léegi oto yi ay xale rek ñoo ko yor leneen gis benn mag ñu sàggan ñu ko yor aussi man keroog mag def tam benn geste boo xam ma ne ma doublé ko ba kii ko ma gis bi jaaw bi weex dama noppi moo xamul lu may wax mais oto li koy gën a mën a yor mooy discipline
discipline ñu baal ma moo amul ci chauffeur transporteur loolu lañ amul. leer na Abi sa tontu nga mottali. li ma bëgg a ñëw mooy yan anam la ñuy délivrer li nga xamante ne mooy licence bi war a tax nga def transport interurbain parce que dama gis léegi ku jug rek mën na yab otoom ba mu fees génn Dakar dem yoonam ba si war gaynde yi particulier sax da nga koy gis mu romb ay nit yab ba mu fees dem mënoo discerner kan mooy transporteur ak kan moo dul transporteur loolu tamit bokk na ci liy yokk accident yi. très bien maa ngi njëkk a tontu Ndiaye daanaka seen question yi benn la waaye lu am solo ngeen wax loolu moo ñuy bëgg a rey. mais ci yan autorité la ñuy dem pour ñu dindi loolu mënuñu ko. xam nga chauffeur bi des na ko condamné ci comportement baaxul bu transport en commun bi parce que ak lu mu metti metti rek war na jox respect liggéeyam boobu mu yor respecté code de la route ak lu mu metti metti waaye nag wolof dañuy bët du yenu mais xam na lu bopp attan gis nga fi ne boo nekkoon chauffeur transport en commun wala nga nekk chauffeur camion nga départ di dem ci àll bi yàlla rek moo ma tax di wax da nga dem ba yow dootoo nekk nit parce que nag bu ñu waxantee dëgg chauffeur transport ci suñu réew amul jàmm parce que su fekkee bis bi sarse na fii di dem tarif bi muy fayiku li muy consommer gasoil par rapport ak yeneen réew li ñuy jaayee gasoil benn li muy consommer gasoil li muy dépassé ci yoon wi ca tegul fenn ci ay nogguto ay autorité moo ëpp gasoil boobu muy consommer dafay dem ba nga xam bu demee lu ko client yi fay ak bagage yu bari yooyu yëpp su génnee gasoilam génne frais yoon bi du desee dara man dama amoon ay biis dama mujj ni leen gaare yëpp jaay leen feeraay parce que sa boo di mënatu am fukki dërëm parce que def infraction ñu jàpp la deful infraction ñu jàpp la nan waxante dëgg dañuy wax ci côté yëpp corruption ci li fekk jógul ci tali bi chauffeur à tout moment mën na accidenté parce que nit booy dawal sa xaay ñi di ko nangu ci jamono bu nekk du ñëpp ñoo mën a supporter loolu dafa am may ma tuuti rek ci question bi nga laaj am nga part de responsabilité. waaw bàyyi leen ko parce que li ngeen laajee ñëpp dafa bëri te il faut mu leeral xam nga léegi réew dafay am yoon boo xam ni loi moo tiim ñëpp li loi di tere policier bi moom la tere chauffeur bi mais su fekkee ni loi bi tere policier bi wala gendarme bi da koy def te dara du ko ci fekk te chauffeur bi moom ci topp ko loolu su boobaa tamit du mënul faj dara loi dafay tiim ñëpp parce que ñu ngi chauffeur yi ñuy sanctionné ba naan nañ yokk sanction pourtant ñun bu doon ñu gis policier bu taxaw di def lu ko neex di encaissé di def ci poosam gendarme taxaw ci àll bi di encaissé di def ci poosam te du mujj fenn bu ko defee nag chauffeur bu xamee loolu boo ko waxee ni ko dama lay teg ci yoon du la faale loolu moo am yow borom oto bi nga ñëw wax ko parce que fi mu nekk nii man dama yor camion yor yi biis yor tata transport bi xam naa ci dara nekkoon chauffeur di dawal bu yàgg parce que du ma liggéey en perte booy liggéey mënu am dara loolu fa sànni bu départ fii dem Casamance fii lay taxaw ñu jël ko 4 tonnes ci kaw porte bagage bi bu demee bala muy ñëw toj fi lu mat juróom-benni pëna balaa muy ñëw lépp ñu lekk ko ci yoon ba nga xam ne yow bu ñëwee simil dana ko def doo am 100 000 francs nga fay sa assurance fay sa lépp da ngay mujj gaare ko doo ci génn transport au Sénégal moo metti man waxoon naa ni ci benn réunion ministère man damay def ay proposition nag ndax lu ma kaas man Modou Mboup lu nekk damay indi solution teg fa lu mën a saafara lii loolu mooy yoon ma ni leen suñu bëggee accident yi wàññi ko dañuy def jamono dafa dox technologie bi defe naa yéen a ma gën a jàng xam ngeen ni mu demee yu bari léegi nit yi jóge nañ ci ñun ñu nekk te ñoom maam ci wàllu code de la route ñu bañ a changé yow xam nga li may wax ma ni leen infraction yi corruption yi bu ñu ko bëggee dindi ci wàllu tali bi chauffeur boo gis ma nga ak portable ñi ngi sama chauffeur day paar léegi ca dugg ma dugalal ko xaalis léegi mu jot ko léegi chauffeur boobu dama ni buñ ko nee boo defee infraction sàngam 20 000 ngay fay waaye booy fay 20 000 ci sa portable nga koy fay léegi mu dem trésor public bi ñëpp bokk. nga bañ a jox benn policier. boo ko defee ger jeex. trésor dana fee sa xaalis te chauffeur bi dootu def infraction. buy kii waaye li fekk yow boo def parce que boobaa ku deful dara kenn du la jàpp mais fi mu nekk nii def dara jàpp deful dara jàpp kii jàpp day jàppee ngir xaalis. ama yéen ñiy joxe xaalis mais kii jàppee ngir xaalis ëpp la doole xam nga ki la ëpp doole. boo ko tooñee moo la man su la tooñee moo la man su waxee doo ko weddi
waxamay dëgg sa wax du dëgg loolu moo am ci diggante safoor yi ak policiers yi ak gendarmerie il faut ñu yemante dëgg waxante dëgg bu jaree nga ne mu bindal la mais léegi kan moo koy faj parce que saa yu ñu dajee rek ci séminaire yooyu ak sécurité routière yooyu noo ngi nii ci débat bi yéen ñëpp da ngeen toog indi sikku safoor bi pourtant ni ngeen gisee sa sikku safoor yi noonu ngeen gisee sikk yële xañ na da ngeen ko ñemewul wax mais ñu suñu métier la nag suñ ciy dee ñu dee ci suñ ciy dem kaso ñu dem ci kaso malgré que nag suñu sécurité la ñu yor man su ma waxee ne ba ne police ak gendarmerie yéen suñu sécurité ngeen yor da ngeen ñu ko war a jox mu neex leen ak mu naqari leen mais waru leen nag ah non mais toog ni commandant police toog na fi commandant gendarmerie toog na gis nga bañ fi waxee waxu corruption gendarmerie boobu noonu DTV ñoo njëkk a organiser débat c'est ça mais day yoon dafa war a dañ transport la ñuy wax c'est-à-dire tey dama bëgg ñu contextualiser c'est-à-dire dañuy am na général bu fi nekk boo xam ne saa yu voyagé tëji gendarme dañuy wax mais dafa dëgg ba nga xam ne saa yu voyagé gars yi ku mu romb ngay def nga mu daaneel la keroog lay dàq ma ñëw xam nga da nga ne mais kenn du ko ci jàppale xam nga da nga ne sànq yow da nga dëkk ci def ay proposition moo tax ñun ñu bëgg a xam en dehors de li ngeen di proposer autorités yi parce que xëy na mën ngeen proposer autorités yi mu yéex comme transport du domaine privé la yéen ay privé ngeen yoo xam ne da ngeen di liggéey ak état yan proposition ngeen mën a def ci seen biir yéen xool naka ngeen di ñongalee transport ba nii dinañ mën dem ak dikk gàllankoor du am proposition yi ñuy def chaque fois ñoo ngi koy def ak waxuñu nguur gi de ñu ngeen mën a def yéen seen doole waaw ñun amuñu waaw ñun damay wax toujours ni ba tey laaj nga loo am solo tracteur yaag bay seetaan chauffeur yaag bay seetaan dama ni leen lu yàqu transport noonu la xam nga lu tax fayda bi nu war a am li nu yàlla jox ñu gëm ko parce que nit bu fa ko yàlla féetale mu fay jële trangaam daf ko war a fonk xam nga kii artiste la gis ngeen fi mu jaar yëpp macha allah mi ngi gën di dem ci kaw mais pourquoi ñu nit lu ñu jéem a dem ci kaw ma ne transporteur ci réew warul xaar état naan transporteur Sénégal da ngay dégg naan na ma état bi defal lii na ma état bi changé oto na ma defal lii état xam nga lan la na la accompagner ci sécurité bi li ngay liggéey nga bañ ci am pertement nga mën a fay say taxe normal gis nga oto bees fi mu nekk nii du problème mais est-ce que jéem ngeen ko yéen est-ce que force bi ngeen di wax ak ful la jox ngeen war a jox seen métier est-ce que voilà lu tax jéemuñu ko mooy Sénégal dafa bëgg dara ñaata kuréeli transporteur moo am laa bëggoon ñëw maa jiite nangam ñaata syndicat moo fi am organisation yi ëpp na 40 keroog bañ dajeeg ministre bi 600 personnes ñoo fa nekkoon ma ne kon 600 organisation moo fi nekk parce que responsable ku ne da ngaa ñëw ak casquette dara te dara mënul baax. mais lii tamit problème la loolu la ñu war a xool. am na ku leen di tooñ di wax. mais chauffeur yi mënuñu avancer ndax fu ñu dem rek takk fa jabar dëkk boo leen taxaw rek daanaka da ngeen fay. loolu moom. da ngeen fay am jabar ba sëfoor di moo tax doo leen tal dara. léegi sëfoor léegi. Fatima wàcc nga tali bi wàcc nga tali bi. non kooku. kooku suñu taala woon nañ des ci tali bi nañ des ci tali bi. kooku suñu taala woon. parce que boo dérapé rek day indi accident. mais jamono léegi ji sëfoor tëlul sax lu mu lekk. mais xam nga sax wax ji fa la nekk même bu ngeen nekkee 600 ku nekk am lu mu kii mais je crois yéen a bokk benn objectif yéen a ko war a bokk même bu ngeen nekkee 1000 yaakaar naa bëgg-bëgg bi benn la war a doon muy lan yóbbu nit ñi jàmm ñibbisi ci jàmm seeni poche am dara je crois. waaw xam nga loolu nañ ci dellu ñu sensibiliser. xam nga loolu ndax tabaski gaa ngi ñëw nañ ci wax. xam nga fan la man li ma leen digal. dama lay dagg nga baal ma mu pare nga kon ni comme tabaski bi la ñuy moo tax ñuy wax. damay wax sama mbokk chauffeur yi ak transporteur yi gis nga client yi seen weccet bi ñu ñuy jox balaa leew mbete nga wàccee leen. waaye li fekk ñi ngi ci oto bi wàcce guñu moo mëgoo xaalis. weccet bi ngeen di yokk ci événement yi nag. loolu mënul ñàkk. waaw. dana am ren. dina am xam nga lu tax. kenn du liggéey am perte. yéen ay jigéen ngeen. soble yokk soble boo dee sa bata ba tiisi yi nga doon sol yokk na soble yokk lépp événement bee ko laaj. xam nga fi mu ne nii xoolal dem nañ màkk nag. te ma ne li ni malgré que danoo aji woon waaye doo doon xool transport ba dem demee. màkk fi mu nekk nii fi mu ne guddi yi. foo doon fay 1000 francs 3000 ngay fay. événement bi moo ko. léegi ci màkk nga ko dàqee pour ñu nangu. fépp la léegi pour valider. non day yokku booba laajee wax lu tax muy yokku. lu tax. voilà xam nga da ngay jóge fii dem charger sa oto nga dem ba Louga. dem ba Kaolack dem ba Ndar dem ba Fouta. xëy na côté Fouta sax paas bi du fa yokku mais ay région Thiès jëm. Saint-Louis Louga Kaolack foofu ak Touba foofu la ñuy yokkee tarif yi bu ko defee. widd bi ngay widd ak embouteillage bi nga xam ni mooy am ci événement bi
boo doon consommé fii Touba 50 000 jàppal ni 65 000 ngay consommé te booy ñëw da ngay ñëw ak vide kon yokk bi ni ma koy waxee ci màggal gi laa ko wax mënul ñàkk foog buy am. c'est-à-dire nag wax dëgg yàlla client bu war a fay 2500 dem Touba. nga fay ku ko 5000 boobu jaaduwul. mais nag yow miy wax ne nañ ko yokk doo fa taxaw pour fexe loolu am. man dama fa taxaw. waaw mais lu tax nag nga bëgg a encourager yokk googu nag. non dama ni mënul ñàkk. waaw d'accord dinañ ci ñëw xam nga boo waxee. waaw client yi seen bopp ñoo yokk. ah d'accord sëñ Modou. xam nga nu client di yokkee. gis nga suñu 7 places yu màggat yi ngeen wax fii ba ma ànd ci. dañuy dem taxaw rang Louga ay nit jëm Kaolack ñëw ni koy danoo bëgg nga yóbbu lu Kaolack mi ngi war a demee 3500. kooku lu yaas lay tudd moom Louga la rang di xaar nga ñëw yow bëgg nga di luye ko ni dajale nañu 7 personnes bu ko defee ñu ne ko 70 000 lañ lay fay ah 70 000 ku ne 10 000 la ci 7 personnes yi. mu jël ko dem bu paree jaare fa moom dawal ñibbi Louga julli ji ndax. d'accord daa dëkk Louga. bu ko defee nag client yi ñu ne tey événement bi 10 000 lañ fay dem Kaolack fekk ñoom ñoo ko def. parce que dañoo luye ku luye moom amoo prix. d'accord sëñ Modou dinañ ñëw incha allah ci deuxième partie parce que am na yu bëri yoo xamante ne xam naa dinañ ko jukki ànd ak Moustapha ñun ñi nga xamante ne li ñu intéressé mooy jóge Dakar dem ba Mboro dem passé tabaski bëgg nañu nga wax ñu naka la ñuy organiser suñu voyage ñu dem ànd ak Fatima ci bébé maman. bébé et maman sànq maa ngi lay wax ni sañse bi ñëw na. am na solo bu ñu sañsee ba pare mooy ni kon lekk nañ. waaw day fekk ñu lekk ba pare il faut ñu xool nan la ñuy digérer. tey loolu nga ñu indi. waaw tey loolu laa leen indi defe naa ne sax balaa ngay tal sañse day fekk sa yaram àttan ko fekk nga oyof balaa ngay tal sañse c'est important Pape Ousmane parce que tabaski bu jotee da ngay faral di dégg ay nit ñu bëri ñu naan dañoo fër ndax yàpp xar bi neex bu muy neex dañ ciy topp sëgg ci rek moo xam mag la moo xam xale la moo xam jigéen la wala góor la tey moom famille bi yëpp daanaka ñoom laay waxal am na ay règles yu simple yoo xamante ne vraiment nit ki bu ko defee ci tabaski bi vraiment war naa mën a lekk te du sonn ngoon si mu def lu mu bëgg a def xam nga boo déjà ngoon si day am yeneen waxtu julli am na ñoo xam ne duñ ko sax tal ndax li nga xamante ne moom mooy fër yàlla nañ ci yàlla musal première règle bi Pape Ousmane mooy crudité yi bu ñu waxee crudité nag sa xel dafay dem ci salade dina dem ci tomate ci li nga xamante ne mooy sax ba ci concombre li nga xamante ne moom mooy chou da mën nga koo râper pour ñi nga xamante ne bëgguñu koo lekk noonu nga xamante ne dafay gaaw da nga koy gaaw mën a jàllale nga def ci sa marinade xam nga du amuñu culture ñun di toog ku ci nekk ñu jox la sa plate ñu defal la entrée sa crudité ak yooyu noonu mais pour jigéen ñi nga xamante ne ñoom ñooy orné bool yi nañu jël yàpp bi daal di koy jug ci digg bi bi ñu ko defee si digg bi li nga xamante ne moom mooy liy nekk ci kanam yow mii di lekk li ngay njëkk jot na nekk li nga xamante ne moom mooy crudité bi dañoo wax ne na bëri bu baax a baax parce que loolu moom mooy faciliter li nga xamante ne moom mooy digestion bi donc jigéen ñi di dem marché nañ ko farataal bu baax a baax defe naa ne nga def ko moo gën nga lekk fër ba leneen daal di la ci fekk ba ci sax hôpital yàlla na ci yàlla musal beneen bi mooy dañ lay wax nga éviter di bu si booy lekk ngay naanaale moo xam ndox la moom moo xam boisson la parce que dañuy faral di wax ne li nga xamante ne moom mooy suñu estomac bi organes yi si nekk dañuy produire ay sucre digestif te sucre yooyu noonu le fait que ngay naan ndox bi daf koy diluer de ce fait li nga xamante ne moom mooy yaram bi donc dafay gën a def effort pour produire yeneen sucre te su boobaa loolu mooy da koy fatiguer loolu moom mooy waral booy lekk di naan da ngay mel ni ku diis donc loolu noonu day fatiguer li nga xamante ne moom mooy corps bi moo tax dañ lay wax nga éviter di ko def boo ko éviter di nga am digestion bu facile beneen bi Pape Ousmane mooy am na ñoo xamante ne ci leen lu nekk la ñuy bëgg di cof dafa mel ne dinañ suur waaye seen bët du suur am naa seen xel am na ñu ma ci xam liste laa ci yoon liste mais daanaka dinañ ñëw ci ñoom liste laa ci am dafa am grande famille yoo xamante ne day am ay petite famille ci biir ñii dañuy togg fii ñii togg fii léegi nag yow lakk bu nekk bëgg nga cee mas togg bu nekk bëgg nga cee mos donc du coup loolu mën na laa yóbbu ci fër bi fekk ne sax heure añ jotagul donc loolu noonu yëpp mat na nga bàyyi ko xel nga bañ a di mélanger lépp li nga xamante ne rek gis nga ko beneen bi nag bi nga xamante ne moom la ñuy wax ne sax moom mooy la première étape de la digestion mooy ngay yëy
Pape Ousmane yàpp gi dina neex goo xamante ne am na ñoo xamante ne dañuy yàkkamti non duñ ko sax yëy nu mu waree te pourtant li tax may réew mooy yow fi laal yëpp dama am liste ñoo xamante ne su ma ko doon lim émission bi dina xanaa ci plateau bi rek am na non côté yëy bi moom il faut que non seulement ñu ñun gëwee ku moom xar mi nga bàyyi buum bu sama xaar maa ngi ñëw ci yéen de non xaar la rek bu sa faade boobu mu jëlalee ne day wat nel bool xam nga wat nel maanaam digg bi lay coqati léegi Fatima yow yeggali rek dinaa di leer tuuru table bi dinaa ko def pour lu jëm ci yéey bi moom xale ak mag ñoom ñoo ci yem ku ci def loo xam ne waroo ko ci def moom dina la sonal après surtout xale yi nañ la mag yi bu ñuy lekk ñu leen di bàyyi xel ba nga xamante ne ku ci nekk booy lekk di nga mën a jël sa temps sinon boo ko defee rek defe naa ne bool ba nga toog sax doo fa mën a jug donc loolu également nañ ci bàyyi xel dañuy seetlu également bu nit ñi lekkee yàpp ba pare Pape Ousmane dañuy ñëw rek daal di teg fruits yi teg jus yi rek commencer également di consommer loolu noonu c'est à éviter li nga puisque tant que wax naa ne il faut que ñuy éviter di mélanger différents aliments donc bu fekkee ne am nga ay fruits mieux vaut que nga lekk ko 30 minutes avant ngay lekk yàpp bi 30 minutes avant wala boo lekkee yàpp ba pare nga lekk ko 3 heures de temps après mais fii da ngay faral di gis ne puisque fête la dañuy teg lekk yi à gogo donc pour yow tu peux te permettre lépp loo gis rek ngay lekk. Et le matin qu'est-ce qui est recommandé par exemple bu ñu jógee julli ba ñëw. boo demee julli ba ñëw boo demee julli ba ñëw xam nga am na ñoo xamante ne sax daanaka ñu bëri duñu ndékki dañuy sauter repas boobu mais baaxul parce que boo demee ba ay midi ngay xaar lakk bi parce que fees beek yooyu noonu dafay faral di jël temps wa am na ñuy woor mais am na ñoo xamante ne également dañ ciy amaale bopp buy métti parce que lan bu ñu yeewoo ba moment boobu en général dafay xaw a yàgg am na kër yoo xamante ne boobu lakk bi ay côté 14 heures lañ koy teg te nga yeewu ba 14 heures lekkoo daf lay def ay migraine ak yi ni mel donc mun nga defar sa café nga defar sa mburu bu ndaw rek wala nga def si sa chocolat wala yow li nga bëgg loo xamante ne daal lu simple la parce que xam nga ne après da nga war a lekk lu consistant. donc mën nga lekk loo xamante ne dama bëgg mbaqus bi fin bi nga dencal ma ko maa ngi ñëw ci yow. parce que aussi ci wàllu lakk bi am na nu ñu war a lakkee yàpp beeg yu ni mel bëgg naa aussi nga conseiller ji sunu jabar yu baax yi pour ñu bàyyi ci xel xam naa moom waa kër ngéwal moom ñoom d'accord génn nañ ci ñoom moom kenn du leen tudd mais Moussa Fall dama bëggoon nga wax ñu ban tabaski nga sonne woon c'est que dama rafetal wax ji quoi mais war nga xam la laa bëgg a wax. non man sonn bi nga sonnee woon. sonn bi du woon ci lekk damaa goroon sama loxo. sonn bi mu c'est vrai dama goroon sama loxo. indil ma loxo bu ubbeeku. Moussa bàyyi ba ñu ñëw ci fees ak rey xar. non sonn boobu laa sonn mais sax dafa am lu Fatima wax. lu ma reeloo c'est-à-dire man tabaski dama cee nangu lekk yàpp ba périer mais bu ma ñëwee ñu may tegal ay crudité tabaski xar la ñuy rey fees ko xaala dañ ñu bàyyi ñu lekk yàpp dinañ ko bàyyi dina nga bàyyi woon waa jooju ñun tabaski dañ cee bëgg a lekk yàpp dañu bëgg lekk yàpp ba bu ñu la rombee di xeeñ yàpp loolu lañ bëgg crudité yi moom na xaar beneen bis mais alaaj saala moom tabaski moom ñuy lekk yàpp bay sànnante yàpp ci kër gi voilà sëñ Modou plate bii de fees waaw bëggoon naa tamit nga jox ñu anecdote ban tabaski nga sonnee parce que xam naa yéen di ngeen am xeetu anecdote yooyu xam vraiment da ngaa lekk ba tëdd mënutoo dem fenn. loolu nag moom yàlla dogal na musuma daal. mbuub nga sant de. waaw c'est-à-dire waaw ñooy xam nga liy fër nit ci yàpp mooy nga lakk lekk añ ñu yekk añ nga añ heure yi nga lekkaat bëgg a reer ku ko def da ngay fër ñeenti yoon nga lekk ko ci bis bi yàpp dara du romb sëñ bi bés biir atadul loolu. d'accord mais ak yow xanaa war nga am tabaski boo sonnee nag quand même. Fatou Mbadé suñu waa kër yi ñu ngi lay dégg ñun pour ñu sonn si tabaski du yomb parce que ñun cette la ñuy def niñ koy defaree mooy tax ba doo si am problème vraiment façon toggin bi mooy tax doo am problème. mooy nan partagel comme ça Fatima boole comme par exemple dangay teg suuf nga def si xal boo xam ne bëriwul ay bant ngay wërale si wetu suuf si nga jël ndawal li samp ko si teg nga bàyyi gis nga fëddu boobu moo koy ñoro léegi lépp luy graisse ak lépp luy niinaay day wàcc yow bu ko defee yow viande rek ngay lekk te loo ci lekk tamit du la indil problème ñun noonu lañ koy defee ay pël lañ nag bàyyil ma place foofu dégg nga mais Fatma yow Kolda ngay dem wala Ndakaaru Grand Dakar wala Pikine et puis
noo koy lakkee da ngay lakkal monsieur ñëw. waaw man gëj naa tabaski Sénégal. waaw ça fait 5 ans. waaw ma gëj a tabaski Sénégal. mais xam nga ñun suñu tabaski bitim réew day fekk sax des fois ñuy liggéey. duñu am jot ndeysaan waaw tabaski. mais mën ngaa fàttaliku tabaski boo sonnee. non fàttaliku ma ko nag. kay daal ñu ngi may nëbbatu mais grave mais père Sall. ah père xanaa non bii moom père laa wax du ma ne alaaji quoi parce que dégg naa au moins ñu partagé ak yow comme amoon na match boo xam sonnoon nga loolu xamul nga li nga war a def ci bal bi yëpp mais bi nga yegsee dañu laa bës xanaa dañu war a mën a. non ñun nag franchement ba léegi laa ko manqué wala nee naa leen géwél ak naar ak chauffeur. yàpp du ñu fër ci yàpp. c'est que nit lekk gu ëpp moo baaxul ci nit. et puis boo lekkee pa dafa am loo ci war a teg xam naa ne Fatima dina ñëw ci ni ñu war a lakkee xam nga ab bi wax na léegi. mosam parce que yàpp xar yàpp bu bees dafa am d'abord nu ñuy feesee dañ ko war a wékk ba deret ji yëpp wàcc ngay feese taak ngay pare deret ji dina wàcc bu ñu paree dafa am nu ñu ko war a lakkee xam nga lakk nga ñëw dire dagre teg ci grillage lakk mu xëm loolu c'est dangereux dañu war a muusal dañ ko war a muusal ba mu ñor ci cin ba pare après ñu soo ko teg lakk ko déjà loolu dina nooy dina ñor mun nga ci lekk loo bëgg te doo am problème gis nga abi ni ñu koy defee samp ay bant dafa noonu boobu aussi am na solo mais xam nga lan mooy tax xam nga biir di fees xel mooy dal mais boo jàppee ni tey tabaski la rek kon li Moustapha wax dañuy lekk yàpp bay sànnante ay yàpp ci kër gi lu xew rek yéena lu xew rek yéena waaye nag xam nga wala nga ne xar bi 200 000 la ko jëndee da koy jar foo ma def ci lépp waaw mais Fatima dafa wax lu am solo léegi parce que la plupart ñun jullit bu ñu tabaski bu ñu xëyee dañuy woor toujours ci foie bi ci la ñuy dog suñu koor exact bu la leeree yow da ngay am ay maux de tête boo yeewoo fajar di julli da tax ngay julli da ngay profité foofu nga naan café mel ni comme booy woor ni ngay def ni ngay préparé xëdd noonu parce que woor googu sunna la quoi lu ñuy soppali ci bis boobu nga woor ba julli ji ba ñëw bu ñu feesee ñu génnee foie bi ngeen dog ci loolu mooy li am solo bi ci des tamit fi ñuy mujjee gis nga nit ñi nañu xam ne tabaskeek koriteek bi si ordinaire yam lekk lu ëpp baaxul ci nit biir du fees xel mooy dal nit day yemale lekkam waaye lakk nga lekk ñu togg nga lekk dem ca kër gee ñam fa tàkkusaan nga ñam guddi nga ñam boo tëddee bu guddi naan ki ma taxaw tiim kan la fekk sa biir la tiim yaa problème naan kii ma tiim kan la waru pël baa nga waxoon pël bi daan taxaw na kii ma tiim kan la dama lay jam de da nga ne biir bee ko tiim film de Sénégal yi ci bari dañu toog 30 minutes yi ñu lekkul dara man ci li ma jàngal yow waxoo sa match de non man dinaa ko après waaw dafa nekk loo xamante ne il faut que nit ñi bàyyi ci xel nit ki da ngay déglu sa yaram amaana na Pape Ousmane bu mënee lekk 1 kilo man peut-être 2 kilos laa mën a lekk ça dépend donc nekkul ne gis nga kii muy lekk lu bëri rek tey viande bi bëri na jarul ñuy sànnante yàpp ci biir kër gi comme ni ko tonton Sall waxee également pour lu jëm ci li nga xamante ne moom mooy lakk bi yàgg nañu wax ne yàgg nañ fee invité ay nutritionnistes yi ñuy expliquer comme quoi que yàpp boobu nga xamante dañ koy lakk ñëw teg ko directement ci grillage bi ngay gis muy xam noonu dañ yàgg nañu wax ne c'est cancérigène donc loolu il faut que ñu bàyyi ko xel surtout ñi nga xamante ne ñoom ñooy jigéen ñi nañu jël seen temps daal di muusal li nga xamante ne moom mooy yàpp bi góor ñi également nañu farlu teel a fees li nga xamante ne moom mooy xar yi ñuy bañ di bennal bu fekkee ne sa moyen amaana na may na la ko mën nga ut sa benn feeskat rak tak mu daal di lay feesal sa xar jigéen ñi ñu ñu koy wékk bañ di tëral di fees waaw ñu koy wékk waaw peut-être am na ñoo xamante ne peut-être problème d'espace la ñuy am wala ñàkk xam moom mooy waral ñu bañ ko def mais daal en tout cas jigéen ñi nañuy moytu yàpp yi ñuy lakk ñu ciy gis yu ñuul yooyu noonu parce que amaana na ñu bëri seen xel bu ñu gisee ñuul yooyu rek ça veut dire que ne ñor na or que ne c'est cancérigène. en tout cas man jéegi laay wax parce que xaru 100 000 ak 150 000 200 000 am ñoo xam million ñoo ba jour tabaski muy xëm loolu moom jeeg bu ne war na ko moom fexe leen daal bu ngeen di lakk jël leen seen temps yàqamti amul na ñor abi wax na leen benn technique bu coolee foofu mënu leen jaar leen ci Fatima bi mu leen jox fexe leen baal bu ngeen di indil Père Sala biige
na doon yàpp buñ mën a consommer loolu daal xam naa ne mooy message bi alors ñu seetaan pub del soit di yeggali deuxième partie toi-même tu sais. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox fibrociment pour toiture boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut. Établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi. Inox ngir seeni ouvrage balcon profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13 ak gamme vert te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la. Pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ci lu 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24 ca établissement Mbaye et Frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. des lu xew suba bi fi mu nekk wër naa ndox ba sonn ndox mu baax te sell laa bëggal sama gan yi. sa jaaxle jeex na ak baaw naan bii. baaw naan waxuma butéel bi jongama gi mu jongam waaye ndox mi sell gi mu sell te yomb gi mu yomb. baaw naan bi fan laa ko mën a amee. fépp foo dem ci Sénégal am ndax moo xam ci grossiste yi moo xam ci grande surface ba ci sa boutique du coin bi am na ka. man maa ngi daw uti baaw naan. waaye lii lan la. lii mooy baaw naan. luy baaw naan. baaw naan mag ñu njëkk ñi ñoo ko xamul am ñamal xool. wax ci baaw naan. ak a neex. baaw naan yegg si na eau minérale naturel kenn dootu ko jéggaani fenn mag ñi daan dem ci àll bi tàllal seen loxo waaw waaye sunu borom tabaaraka wa taala indi nun lu xam ni ay sénégalais noo ko def ay sénégalais noo ko moom kon képp kuy sénégalais wala loo war a naan Hadj Mansour xanaa baaw naan. À Excaf Télécom avec les décodeurs TNT. Deux nouveaux modèles d'antenne TNT de marque Televès. Antenne TNT Edge à 10 000 francs avec 10 dBi de gain. Antenne TNT V Zénith à 15 000 francs avec 15 dBi de gain. Fabriqué en aluminium inoxydable pour une longue durabilité et en plastique ABS. Une grande résistance face aux intempéries. Robuste et légère avec un gain de 10 à 15 dBi. Système de montage rapide et solide. Sous système de fixation en mat fabriqué en Zamac apporte avec grande robustesse et stabilité face aux conditions climatiques défavorables. Conception et fabrication réalisées en Europe et soumises à de stricts contrôles de qualité. De plus, pour la réception UHF, elle intègre un système de filtre qui bloque les interférences sans perturber la pleine réception du signal. Avec les deux nouveaux modèles d'antenne TNT de marque Televès, vivez encore et toujours le meilleur du numérique. C'était la neige.
Alors Gidelam ñu àndoon ak Farmata mu doon ñu jox li nga xamante ne moom mooy Gidelam gisuma nag Tidiane xaw ma fan la nekk ci kër gi mais xam naa ne instant yi Tidiane Dabo war na kontaan parce que moom xeetu musique yi moo koy bégal te chaque jeudi moom la leen di jox ci émission boobu ñuy def Happy Time donc air boobu la ñu jox muy Gidelam wax leen ni yéen a ngi ci deuxième partie toi-même tu sais ñu dalal keneen koo xam ne maa ngi leen ko doon junj ci ndorteel bi muy nag rakk ci ki nga xamante ne mooy Matar Dioum Matar Dioum nag kenn la ci doomu sénégalais yi nga xamante ne mu ngi doon dund ca Suède vendredi bi ñu génn la ñu yëgal ni dañu ko faat ci dëkk boobee ginnaaw gi nag coow lu bëri judd na ci nañu ko faate ndax këram la ñu ngi naan station coow lu bëri en tout cas judd na ci loolu moo sabab nag kenn ci rakkam dëkk ci plateau bi ngir ñu mën a xam doomu sénégalais booboo nekkoon ci Suède ana lan moo ko faat fan la mbir yi toll ak it ñoom en tant que njaboot gi lan mooy seen càkkuteef moo waral moom Modou Dioum teew file ñu war a ànd ak moom ci naqar boobee ci kanam lay doon mais Gidelam xam naa ku mel ni Abdoulaye Lidé bu fi newoon dina ma ko firil ñu koy sax jox morceau bi moom ak soxnaam ak Xawa ñu ngi leen di bëggee lu muy tekki Gidelam. Gidelam boo amee sa soxna rek sa Gidelam la mon amour moom mooy Gidelam. maanaam ki nga bëgg. waaw ah man ki ma bëgg sama borom kër xanaa. da ngaa yéem ji Gidelam. wala Gidelam bëgg na rek. Gidelam mooy bëgg rek. moo bëgg mu góor mun na góor mun na nekk jigéen. waaw waaw. mooy bëggee bii ci 10 titres yi dañ ko ci fekk. sa album Namel wala. waaw dina ci bokk. dina ci bokk dina ci bokk quoi. incha allah ok lan mooy Namel bi par contre Namel bi c'était en 2011. mais album bii di ñëw amagul kii bi amagul tur bi. yaa ngi koy togg ak yooyu. exactement kon lan mooy projet yi instant yi nga nekk Sénégal lan ngay waaj a sut ci tabaski beeg ak sa collaboration ak artistes yi regard bi nga am également ci musique bi ni muy doxee. projet bi en fait c'est ñëw relancer wu waat parce que gëj naa feeñ ci ñu koy waxatee. voilà donc comme man vraiment musique laa xam moom laa mës a def li ma nekk bitim réew looloo ma xaw a téye tuuti mais taxul ma bàyyi musique donc dama ñëw pour def benn single Gidelam léegi nag pour relancer waat album bi génn 2020 incha allah. am na solo alors Modou ñu ngi lay masaw di bëgg ci jotaay bi ñu fekk si yan sentiment ngeen am ak naka ngeen yégee seen rakk wala seen mag jooju nga xam ne dañ ko faat Suède d'ailleurs maa ngi lay nuyu di nuyu ñi nga xam ne ñoom laa fekk ci plateau bi di nuyu mbokki sénégalais yi nga xam ne ñu ngi seetaan à travers la DTV bi ñu recevoir nouvelle bi nag xam nga tey ku sa mag tukki ngay xaar mu ñëw indi boppam nga dégg ci moom benn nouvelle bi nga xam ne vraiment. ñaata at la fa def. Matar def na fa parce que en 2010 la immigré ñëw benn yoon voyage. bi mu ñëwee bi mu delloo ça fait 8 ans yoo xam ne teguñu ko bët. mais ñu ngi ko doon dégg quand même. jàpp nañu ni da doon yëngatu ci wàllu jëmbe. waaw mooy profession. mooy profession. looloo ko yóbbu foofu. parce que Matar mu ngi juddoo fi nga xam ne mooy Diourbel par la suite la dem Casamance il a fait là-bas 10 ans yi nga xam ne mu ngi ko doon jàng métier bi di jëmbe bi mu mënee. ci la ko yàlla ubbil buntu comme artiste yëpp ci la immigré dem fële nga xam ne mooy Suède. alors lan moo indi génn àddina. lan moo ko sabab. instant bi nag comme que mu ngi ci loxo yi yoon. mënuma wax vraiment lii moo ko indi
mais li ma la ci mën a wax rek mooy que Matar kenn boomu ko ak ay bal. Matar kenn rey ko ci station. Matar ñu ngi ko reyee la nuit du vendredi vers 1h du matin ci appartement ki nga xam ne ex jabaram la woon. ci suuf lañ ko reyee ci escalier yi. nan la est-ce que mën nga reconstituer un peu fait naka la ña ko fa fekk lan la lu war a ñu daje foofu ak pourquoi moom. loolu nag bon peut-être xam na bu enquête bi génnee. dinañ ci mën a wax parce que comme par exemple comme tey may wax ak yow nii enquête la police suédoise ubbi na ci enquête ñu ngi ciy wax xam nga fekk pare wuñu ñoom ba ne la lii moo waral lii mooy cause bi parce que certainement bu meurtre amee rek peut-être cible bi am na lu tax. parce que mais tudd ex jabar. exactement Ousmane lan moo nekkoon lien wam ak ex jabaram boobu. dañu am nañ doom nag parce que Matar c'est quelqu'un bi nga xam ne il aime trop ses enfants parce que il a là-bas 4 enfants 3 filles et un garçon quand même voilà à chaque instant boo ko gisee mook doomam yi ñooy ànd fu muy dem même le jeudi Matar bi muy dem am na benn festival boo amoon foofu nga xam ne mooy Suède yóbbaale woon na doom ji parce que il est trop rattaché à ses enfants donc le vendredi bi mu demee liggéey xam nga nit ak doom mu ñëw fa te jabar ji woo ko parce que doom bi daf ko namm dabit la wax d'après li ñu dégg léegi mu ñëw fa bi muy ñëwee ba yeetal doom ji bay wàcc ci la jëy boobu am et que nee naa xar sax boo koy rey dafa am nu la ci l'islam sant ngay rey xar mais Matar dañ ko rey ci li nga xam ne c'est inexplicable ay conditions yi nga xam ne c'est extraordinaire c'est inimaginable. et taxawaayu sunu autorités yi par rapport à jàppandal pour que au moins. tout d'abord je tiens à remercier l'association bi nga xam ne c'est l'association sénégalaise bi nga xam ne ñu ngi Suède ak association gambienne bi nga xam ne ñu ngi Suède parce que le dimanche ils se sont réunis tous pour l'affaire concernant la mort de Matar parce que tout d'abord Matar ñoom li ñu bokk seede ci moom parce que ñoo ñu ëppale ci moom parce que li mu passé ak ñoom temps mën naa ne peut-être passé wuñ parce que ku def 10 ans Casamance ak temps bi mu passé fee kon ñun passé wut ak ñun temps bu bëri li ñu seede mooy Matar c'était quelqu'un de bien une personne sans façon pieux ki nga xam ne mosul seq ak kenn lu bon. te amul kenn ku mu joteel lu tax xëy na ngeen jortu ni lu waral lii dal. dur bi mu nekkee Suède mosuñu ñu woo nañu Matar am na problème justice wala jote naa kii. lan ngeen di xaar ci lii. À l'instant je remercie vraiment un grand monsieur c'est un papa que je respecte beaucoup muy le professeur Massamba Gueye parce que bi ma ko contacté parce que man je suis DJ présentateur animateur je suis au centre culturel Blaise Senghor et bon si beneen rajo aussi j'aime pas parler de ça bi ma ko contacté wax ko mu ne ma si la famille me permet dinaa ci dox lu ma war ma ne ko je suis la voix de la famille donc je vous permets de tout faire. ok lan mooy position famille bi ak lan la ñu bëgg ci lii. exactement li ñu bëggoon yàlla mu ngi ciy def jàmm parce que xam nga ku sa doom def plus de 8 ans yoo xam ne gisoo ko ñu jékki saay ne la dëddu na àdduna surtout ci yenn anam yi li lay gën a rek mooy que mu fekk si la saa yoo jullee ñaanal ko saa yoo ko nammee xool dem ci bàmmeelam ñaanal ko. bi may dugg fii vraiment di remercier bu baax a baax madame Amar. mais tout d'abord damay remercier waat le professeur Massamba Gueye parce que moo dox loolu tey mën naa ne sama teewaay fii moom moo ko dox ak ñeneen parce que tey bi mu recevoir loolu ba def li muy def contacté nañ ma bon ba ci ministère des affaires étrangères contacté nañ ma ci diiru lu matul 4 heures de temps vraiment léegi nii rek bi may dugg bi ma nekkee salle d'attente bi woo na ma moom professeur Massamba Gueye di ma woone ma présidence woo nañ ko di ma laaj ñan ñu lañ choisir pour ñi nga xam ne ñoo war a defi corps bi ñoo war a jëli corps bi ak nan lañ ko bëggee parce que vraiment bi ñu jotee suñu demande xam nañ ne c'est un Sénégalais tué un Sénégalais qui a des enfants ici au Sénégal qui a tous ses papiers sénégalais et lorsqu'il est allé là-bas fële nga xam ne mooy Suède bépp kayit bu doomu suédois di am moom Matar daf ko dajale. d'accord Sala mu mel ni beneen métti. ci kaw lu metti boo ko déggee muy wax sax da ngay xam ni lu metti la. lu metti la yàlla nag suñu borom mooy dogal ni nit ku nekk fu sa suuf nekk rek foofu ngay daanoo mais li ñaan mu daanu ci waar jàmbaar la
parce que comme aussi mbir yi dafa nekk ci enquête te justice dafa am yoon moo tax du bëgg a sori ci yu bëree bëri bon li ñuy wax rek mooy toujours nañuy bàyyi xel ci sunu doom yi nekk bitim réew taxaw bi ñu leen di taxaw nay mat sunu ambassadeurs yi ci yan anam la ñuy nekkee ak ñoom même les consulats ci yan anam la ñuy nekkee ak ñoom c'est important dëkk aussi boo fa demee parce que nee na kayit yoo xam rek ku nekk Suède am nga ko rek matal na kayit yooyu kon donc nekk na koo xam ne kon ràññee nañu ko parce que valable na pour mu circuler foofu li ci des aussi li ci xawlu jabar ji doom yi tout ça mu wàcc après ñu rey ko tout ça dafay nekk benn affaire boo xam ni dafay kii ci biir dafay lëndëm ci biir mais enquête dina def yoonam liggéeyam mais di féliciter professeur Massamba Gueye parce que nit ku baax la te réew sa doom réew fu mu mënti nekk rek taxawu ko ci anam bu mu mënti doon nañ ko taxaw te ñu taxawu ko fexe ba koor bi ñëw ay mbokkam même bu ñu ko gisul nii bu ñu ñëwee denc ko ëllëg bu ñu ko bëggee ziare ñu ne xam ne que seen doom fii la tëdd seen frère fii la tëdd seen mbokk fii la dëkk fii la tëdd c'est important et puis ñu leen di masawu bu baax yàlla na yàlla suñu borom jox leen xolu muñ moom it yàlla suñu borom tàbbal ko àjjana et puis am nañ ci njort parce que ku ñu boom moom suñu borom nee nañu ku ñu boom wala mu lab ci lakk wala mu dee ci lakk wala mu lab ci géej mun nga daje yërmande suñu borom kon yàlla na daje yërmande suñu borom. ñu ci vraiment profité di masawu sénégalais yi nga xam te ñu ngi nekk ci Suède noonu la ñuy jaaree également daal di nuyu sénégalais yi comme ni ko Sall waxee nekk fu ne ci adduna bi di bay waar bëgg ëllëg lu ñu yóbbul seen njaboot wala boog am yenn taxawaay yu am yoo xam dafay honoré suñu réew di Sénégal ñu xam ne fu ñu mënti nekk ñu ngi leen di bàyyee xel lu mel ni aussi ñu ñaan mu fiy këj ñu bañ di dundul di ñu mel ñu lay jaajëfal bu baax Modou xam nañ ne instant yi vraiment metti na mais vous avez tenu quand même à venir pour leeral mettit bi nga xam te ne moo dal seen kaw. xam nga tey kullu nafsin zaa'iqatul mawt bakkan bu ñam dund dina ñam dee li may wax rek yenent bi kuy baax moo la gën a baax dem na Firawna kuy bon moo la gën a bon dem na mais dafa am anam yoo xam ne bu ko nit deewee noo def mu touché la nga bokk ak moom mu paax parce que dañuy ay jullit lañ aussi dañuy nangu dogal yàlla moo jaarale woon fii seen bi ala kulli aali day am même bu ñëwoon Sénégal teewul ñooñu ko boom dina ñëw ba Sénégal paas boom ko parce que yàlla moo ne woon lii la am te yàlla ñëpp xam nañ ne dee la njëkk a bind ko dund mais am na yoo xam ne dafa ñaaw te trop c'est trop chaque instant nga dégg sénégalais bu ñu rey mu ngoog xam naa ni instant yi xool yi tooy na parce que lu metti la mais li ñu def rek mooy encore une fois de plus ñu masawu ko ci tey jooju nga xam te ne am na ci Suède di kenn ci suñuy doom wala boog suñuy rakk wala sax lu mu mënti doon en tout cas sénégalais la ñu leen di masawu baax Moustapha ñu bàyyi la ci lu gàtt nga wax ñu ñun ñu bëggee dem tabaski yan matukaay lañ mën a jël ak benn question ñu tàggoog sëñ boobu. waaw xam nga tabaski événement la te déplacement de masse dafa am lu muy àndal c'est-à-dire tey jii nii bu fekkente ni ñëpp dañoo jugandoo la ñu waroon a daw Dakar Ziguinchor mënatuñ ko parce que bu doon fukki oto ñooy dem Dakar Ziguinchor bu tabaski jotee lii dem dina ma téeméeri oto. naka noonu Tambacounda Saint-Louis yeeg yëpp. li ci njëkk mooy képp koo xamante ne chauffeur transport nga parce que en général ñoom ñooy yóbbu sénégalais yi. nga préparer sa déplacement. préparer sa déplacement mooy bu la leeree ni Ziguinchor nga jëm balaa ngaa dem war ngaa xool sa oto xool say pneu xool sa chargement xool say këyit xool ndax lépp normal la bu oto ba normalee bu dee da nga war a fajaru lu mu néew balaa ngaa dem war ngaa nelaw lu mu néew 7 heures de temps 7 heures de sommeil war nga ko nelaw. maanaam noppala ko. te bañ nag di jël ay excitants yoo xam ne da nga jàpp ne da lay teree gëmmentu ndax di dawal jël café wala jël vitamine C du la tere nelaw c'est-à-dire day nëbb détecteurs yi nga xam ne ñoo lay xamal ne la sonn nga maanaam da ngay sonn te doo xam ne sonn nga foofu la gën a dangereux sax moo tax ñu waajal seen bopp ci noflaay gi dina ci baax ba noppi aussi dañ ne boo dawalee 2 heures de temps loo aay boo dawalee 2 heures de temps sa yaram commencé naa yëg sonn même bu fekkente ne wanew ko war ngaa gaare sa oto wàcc benn 15 minutes dox fudd man su dee bus laa yor mu yëpp 42 personnes man déparé Dakar war a jëm Ziguinchor su ma ñëwee ba Kaolack gis ne def naa ñaari waxtu ci yoon bi damay gaare bus bi ne ku bëgg a doxantu wàccal nga doxantu ku bëgg a téléphoné wàccal nga téléphoné ku bëgg a fudd wàccal nga fudd am nañ 15 minutes pour ñu noppale ku ñu mën a demaat te loolu yaakaar naa képp kuy client tamit di nga ko nangu kon chauffeur yi di ci bàyyi xel parce que lii indi jéyee lu ci ëpp mooy sonn te doo ko xam parce que temps de repos bi nga xamante ne moom la ñu war a am bu ñuy dawal duñu ko def kon nañ ci bàyyi xel beneen bi ci topp aussi ñu gérer rotation yi ñu xam ne diggante Dakar ak Tamba mënoo koo def fukki yoon ci benn bés
boo déparé Dakar léegi 10 heures ci suba yegg Tamba 17 heures war ngaa mën a xam ne soxla nga noflaay gu bare balaa ngaa mën a tegwaat Tamba pour ñëw Dakar ndax yàgg nga ci yoon bi sa yaram sonn na jël na ay coups yoo xamante ne dafa laaj mu yeesalaat kon yow moomu indi oto bi war ngaa tëdd nelaw yeesalu oto boobu daw aussi war ngaa woowaat mécanicien mu xoolaat yenn organe vital yi mooy freinage yi système freinage yi éclairage yi ak pneumatique yi yaakaar naa loolu buñ ci taxawee néew ma accident du am parce que tant que oto ngi am accident day am waaye dee yi nga xamante ne ñu ngi koy constaté te ñu mën ko éviter dina wàññeeku. d'accord Abi sa dernière question ak monsieur Mbour ñu dem. moo xëy na ça n'a rien à voir ak tabaski bi mooy comme moom si transport lay yëngu dama am benn seetlu bu ma def diggante Wakaam ak rond-point Liberté 6 minicar yi fay daw di def transport te des fois du DK ay TH la ay DL du oto Dakar oto yeneen mais ñu ngi def transport urbain loolu moom loolu fu mu tegu te fépp fu ñu romb rek ñetti rond-point yi ñuy romb yëpp wala ñetti intersection yu mag yi ñuy romb yëpp am na gendarme bu fa taxaw wala policier. très bien. sëñ bi nag am nga 30 secondes nga baal ma. ligne boobu yàlla def na suñu ligne la Daaru Salaam 49 maa ko ubbi biñ demee ba clients yi commencé di ko miin ci la minicar yi bindu leen préfet Dakar bindu leen gouverneur président GIE bi maa ci topp commandant gendarmerie woo naa ko wax ko ko gendarmerie fay taxaw di leen encaissé 2000 ba yàgg mu boole ci tata yi fon yi sax damaa joxe instruction ne ku mu fa jàpp na nga bàyyi attestation bi mu dem parce que li walaabal nga di ko jàpp li walaabal nga bàyyi ko muy daw xaalis dañuy fay minicar yooyu dañuy fay ca suñu ligne la ñoo ko moom si état moo ñu ko attribué Daaru Salaam président bi signé convention bi mënatuñu liggéey mënatuñu dem ndax ay minicar TH wala baluñu moo tax toujours ma leen di wax ci télé bi ni bu ñu bëggee chauffeur yi normal ak transporteur yi ma ne ñi ñuy teg ci tali bi nañu xool ñi ci normal ñu seppi leen sànni ña normal ñu bàyyi leen leer na loolu mooy yoon mais ñi ci tali bi ñi ci normal moo ëpp ñi ñuy encaissé xaalis police waroo sol suñu tani wala gendarme ba sol suñu tani dem di encaissé xaalis di ko def sa poche jaaduwul tey jaaduwul ëllëg te seeni kilifa yi leen yëmal tali bi santuñu leen ko waaye buñ koy def duñ ko fekk ñooñu nag dañ leen a war a xool dindi leen sànni parce que loolu moo tax ñu ñëw volontaire jóge ca école ba dem police wala dem gendarmerie la ñuy def ci seen poste moo tax Sénégal yi bari loolu lañ def parafito xel yu bari ñooñu nag ñu leen seet dàq leen ca àll ba parce que la ñuy def si daal di yàq lépp sëñ Modou voilà li nga wax leer ñu ngi lay gërëm di la sant sëñ Modou moo fi teewaloon maanaam transporteur yi moo leen taxawoo ci wàllu revendication saa la nga jox ñu suñu avis du jour waaw avis du jour bi de mooy dañ koy tof ci lii ñuy wax rek parce que xam nga lan la woykat bi waay wërsëg bu dee ñëw bu mu fàlle moo koy ñoddi buy dem kenn bato mënu ko téye mais malheureusement Sénégal ñëpp dañu bëgg am wërsëg ñëpp dañu bëgg am alal wërsëg ñëpp ko am mais alal ñëpp mënuñu ko amandoo ndax dañuy seet alal yomal xiyaam ci la leen yàlla di ram ñi ci la leen di dóor parce que jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi mais boo nee dama yore oto boo xam ni dama cee bëgg a dem Dakar Touba nga am ñeenti voyage ci journée bi yaakaar naa di nga def jéyee te sëñ Fallou am na benn conduire bu ma waxoon ne da nga naan jàkk ni nikk bu dëgër bu ne tacc nga ni tekk bu ne yàng nga ni yoll waaye gars yi dawale leen noonu bonne nuit. bonne nuit Sane Bigué ñu ngi lay gërëm Farmara moom la ñu àndoon en tant que artiste di la ñaanal carrière bu am solo ci xibaaru mbari xel Modou Mbacke ñaa ngeen di am ëllëg incha allah lañ fi daje 17h 19h toi-même tu sais. بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا أنت الله أكبر الحمد لله sunu papa dafa taxawoon pour liggéeyal ñu lépp ñu bañ a soxlaal kenn dara nit fekk ko fa tooñ ko foqati alalam gàcceel ko bu mu jële ci laago dafa jot tey moom mu rendre à César ce qui appartient à César de gré ou de force. Tout ce que je veux, ce sont les diamants.
J'ai trouvé les gens. Où sont-ils? La fille de Monsieur Wade. dama war a ànd ak benn jigéen